waykat ba ne na juboo moo di jàmmi réew ndax bu nu juboo réew mi am jàmm te ñu juboo ñooy nuyoo te kat boo ko firee ci arab asalaamaaleykum mooy yal na la yàlla joxu yiw maaleykum salaam yal na la yàlla delloo yiw kon danoo war a juboo di nuyoo te nuyoo war na ku ne te ñu bàyyi xuloo bàyyi xeex bàyyi ŋaayoo ndax li ŋaayoo day tax li xaay dootul ñor te li xaay mooy ndaw ñi te bu ndaw ñi ñorut mag ñi dootuñu mën a terlu xuloo day féewalay xol te bu xol yi bu ñu féewaloo xéewal dootul mën a ñëw te bu xéewal amut bekkoor daal di jege si xeex day indi xiif cim réew kon nanu moytu ñett yooyu kon ma nuyoo ñoom booy nuyoo da ngay yaru booy nuyoo da ngay teey booy nuyoo da ngay xam na ña ngay nuyoo ñooñu ñu booy nuyoo da ngay nuyoo ci sa juddu bañ di tuxu booy nuyoo da ngay nuyoo bañ la xame loolu dëgg la booy nuyoo da ngay nuyoo ci say xarit bañ di ñibbi booy nuyoo da ngay nuyoo ma nuyoo samay ay ma nuyoo samay baay te nuyoo samay xarit te nuyoo samay dëkkandoo te nuyoo am di jàmm te nuyoo am na doy te nuyoo samay jabar te nuyoo samay doom ma nuyoo ñoom Modou Kandji ma nuyoo Sénégal ma nuyoo réew mi ma nuyoo Afrique ma nuyoo joolaa yi te nuyoo tukulóor yi te nuyoo séeréer yi te nuyoo tuubaab yi te nuyoo àngale bi ma nuyoo ñoom waaye am na lu ma fi waxoon ma wax xaat booy wax te doo jëf wax ja day niil soo dee jëf te di ko wax day nuroog damu booy teral nit ñi yàlla da lay teral booy sagal nit ñi yàlla da lay sagal booy defal nit ñi yàlla da lay defal booy yërëm nit ñi yàlla da lay yërëm booy wax te doo jëf wax ja day niil soo dee jëf te di ko wax day nuroog damu waa ju baax lu mu jëf yàlla xam na ko ey ma nuyoog ñoom ma nuyoog samay ma nuyoog yéen ma nuyoog ñee am ma nuyoog ñële am ma nuyoog ñu ma nuyoog ñoom booy naa kay nuyoog ñoom samay rakk te nuyoog samay bàjjen ma nuyoog sama ma gisal dama ne man de dama yaru man de gisal damay yaru ndongo Jóob damay teey Alla Mbaayo damay yaatu Elas Njaayoo man damay muñ yow la man Njaayoo xam nga ne doo too ñaaw yaa ma leen gënal doom ci ndeyam baax yow la man ku ko yéene Fande Njaay billaay Njaay dana reer ba desal Njaay waaw billaay tibb seet du ganam Njaay ba tibb moom seet daal ca ña ko doon far yéene Fande la man Njaay yaa ma leen gënal dama leen kóoru soo nawa séeri jaare nee na ak séeri marembe ma nuyoog ñoom ma nuyoog ñoom ma nuyoog ñoom Modou Fall booy nuyoo da ngay yaru booy nuyoo da ngay teey booy nuyoo da ngay xam na fa ngay nuyoo foofu fan na booy nuyoo da ngay nuyoo ci sa du bañ du toxu booy nuyoo da ngay nuyoo ci say xarit kenn du la dandal booy nuyoo da ngay nuyoo kañ la xamee mooy jàmm booy nuyoo dama ne jàmm ci mim réew lañu koy wax bay Sénégal ànd leen te bokk ndey ak baay dañ gisal yërëmante dama ne na ndaw ñi diggal mag ñi te mag ñi yërëm gone yi te jigéen ñi nangoo sëy itam te góor ñi nangoo denc te ñu nangoo liggéey waaye kat nuyoo war na ku ne séeréer yi nuyoo nañu fi ngi rob yaare jaw tukulóor nuyoo na fi kat nu mbaɗɗa jamta joolaa yi nuyoo nañu de Casamance yi ay Casamance ge bu kande naar yi nuyoo nañu de رب العالم تعالى مولانا
naar ya nuyoo nañu ko gi ba toog man ak yéen nuyoo nañu de ba joola ana ba jolle ana ba jolle firdo yéen nuyoo nañu de baane illo fikku nagata dara ko tumbu ngeeru seegu gaabo tambo bande tamba naa ko pël yéen nuyoo nañu de jam tak Maodo tubaab yéen nuyoo nañu de bonsoir bonsoir comment l'appelle virgule total caromile de oye ne bouge pas olé mais so m'appelle anglais nuyoo nañu ko how are you fine je crois que Jimina mais comment c'est ça on va parler d'où I se quest I mean not so time tout se perd oui à quel moment j'ai ta matin j'ai ta femme bet you can bet you're very nice bet nada tos me llama na que tipo con me sopna que le que sin waaye nuyoo nañu de cung cung cararam ma cung cung moi chawing wang watite de bonsoir bonsoir comment l'appelle virgule total caromile de oye ne bouge pas olé mais so m'appelle anglais nuyoo nañu ko how are you fine je crois que Jimina mais comment c'est ça on va parler d'où I se quest I mean not so time tout se perd oui à quel moment j'ai ta matin j'ai ta femme bet you can bet you're very nice bet nada tos me llama na que tipo con me sopna que le sin waaye nuyoo nañu de cung cung cararam ma cung cung moi chawing wang watite ta wanga tu wanga tu ta wanga wanga tu ta ko chuchu mo chuchu. Merci de rester fidèle à votre chaîne de télévision, la RDV. Amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans 12-14, il est midi. Te midi saa su jotee rek ñu daal di ñëw ci suñu rendez-vous bi nga xamante ne rek dañuy am lundi ba jeudi 12h ba 14h tey nag di dernier numéro 12-14 ñu nax ci ànd ak timu tay bi danañ am actualité ak Passane Seck qui va choisir ci information yi nga xamante ne moom moo gën a fës daal di koy commenter. On aura aussi suñu invité actu di Soya Diagne nekk coordonnateur national mouvement CAS buñ ci jógee nag Kader dans sa rubrique famille moom tamit mu ngi fi danañu waxtaan ak thème bi nga xamante ne moom la choisir di ñaari thème concerné Achoura maanaam Tamxarit ànd ci ak imam Mansour Seck danañu am aussi suñu beneen invité di Khalifa Ababacar Diouf moom mi nga xamante ne rek dafay ñëw di wax ci wàllu ñàkkub liggéey loolu nag moom mooy en attendant li nga xamante ne moom mooy menu bi y aura aussi d'autres rubriques comme Marceline ak li nga xamante ne rek moom mooy suñu artiste invité li ñuy def mooy daal di nuyu Passane Seck naka nga def. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim waxtu bu bëriwul de te dafa gaaw de nuyu naa la nuyu ñi seetaan ñëpp nuyu suñu imam bi nga xam ne tey moo ñu war a jëmale ci diine bi nuyu Abdou Khadre Jeylani nuyu suñu gan bu mag bi di suñu kilifa di monsieur Diagne Soya nga xam ni moom xam na cosaanu kër gi nuyu nañ ñëpp di wax Sénégal yal na yàlla saxal fi jàmm ju bare te nit ñi gën a dëggu nag gën a rafetal xol yi gën a yéene jàmm parce que Sénégal dafa war a dim kanam nag jot na de. Abdou Khadre. macha allah. Assane laa doon déglu bu baax parce que fi
fi mu waxee dafa sori quoi. waaw ñaan yàlla jàmm ñaan yàlla kër gi jëm kanam ñaan yàlla ñëpp am jàmm. waaw loolu boo koy dégg da nga naan amin ci sa xol. nekkul amin bu ñuy nëbb amin bu ñu war a fësal la ndax jàmmi xel jàmmi biir jàmmi biti ak réew mu am jàmm. mooy tax vraiment nit am sañ-sañ def yenn yi moo tax. foofu boo fa tollee da ngay am yëg-yëgu que ak lu mën a am ay nit lañ. dëgg la te it dafa am lu muy wane mooy ni bu njëkk gàttal ge gudd gi am na ndeke lu ci am solo mooy modestie gëm ni ñun ay doomu aadama lañ te ku ñuy lal di la jullee saa yu su ne war ngaa bàyyi xel fi nga jëm kon bisimilahi rahmaani rahim boobu yàlla nañu yàlla ba ñu tàmbalee ko te jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ni nga ko waxee léegi 4e et dernier numéro de la semaine nuyu la ci nuyu ci Soya ak ki nga xam ne si ni moom moo di Soya ak ki nga xam ne si ni moom moo di Imam Seck. d'accord alors moom la ñuy nuyu sax Imam Mansour Seck ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu waa kër gi RDV di leen jaajëfal di leen ziyaara di nuyu mboolem spectateurs yi yu RDV di leen xiirtal ci télévision bi ndax ñu ngi koy suivre de près ndax li fi génn ci ay émission c'est formidable ñu leen di nuyu suñu magu daara Kader ak yitte gi mu am ci émission bi yal na yàlla fay ko suñu papa Assane Seck ndax suñu papa Assane Seck la tudd moo tax plateau bi riche na suñu invité bi bon magu daara bi Soya Diagne ñu ngi koy nuyu ak yaayu daara ji kon ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di nuyu nag ki nga xamante ni moo yombal émission bi di suñu magu daara monsieur Thierno Diop bu Yeumbeul Sud ak soxnaam Adja may mun a jonn ñu baal ñaax merci. d'accord jërëjëf dañuy daal di nuyu Soya Diagne wax naa ko léegi moom mooy coordonnateur national bu mouvement CAS ñu ngi koy nuyu Soya ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateurs yi. di nuyu kilifa gi nga xamante ni moom la yàlla teg tey ci kër gi mu wuutu baayam te yor ak jikko yi baayam ñu ñaan yàlla sàmm ko yàlla na yan bi oyof ci kawam di nuyu Pa Assane di nuyu Kader di ziar sunu imam di ko nuyu ndax ñoom la yàlla sunu borom dogal ñu doon tey sunu kanam doon sunu royukaay ñuy ñaan yàlla di ñu may nopp buñ leen di déggee di nuyu seen mbokk téléspectateur RDV yëpp di nuyu Sénégal di nuyu àdduna. D'accord alors on va enchaîner daal di dugg ci actualité bi ak Pa Assane Seck première information bi nga xamante ne ci la Pa Assane di daal di commenter moom mooy feuilleton bi ñuy wax entre Wade ak Madické Niang di wax rek ne juboo am na gannaaw ba ay réero wala sax ay jafe-jafe ci seen diggante daal di amee ku ci nekk rek daal di envoyé lettre Wade moom moo njëkkee di daal di jéggalu ki nga xamante ne moom mooy Madické Niang daal ci topp moom tamit alors Pa Assane est-ce que lu ñu mënoon xaar la juboo boobu. am na lu ñu fi waxtaanee barki démb. ci sens boobu wax ne que nañu may kii di kilifa bi Abdoulaye Wade li nga xamante ni mooy yoonam bi mu tegu. bi nga xamante ni moo ko permettre muy wax selon ay informations yu mu am te ñun amuñu ko. loolu nañ ko nangul. mais en même temps wax ne souhaitons wala espérons que information yooyu aussi du nekk info yu koy xaw a dérouté. yoo xam ne léegi mën na ko juumloo nit day juum. kilifa day juum. bi gën a neex nag mooy kilifa bi juum nangu ko ba pare fa mu ko waxee woon ñëpp dégg mu ñëwaat waxaat ko fa parce que am na kilifa yoo xam ne bu ñu juumee ci suuf la ñuy awaat rek kii moom daf ko wax ca kaw te wax dëgg fa yàlla nit ku ne am nga ay qualité am nga ay manquement mais bokk na ci qualité Abdoulaye Wade bu ñu fàttalikoo digganteem ak kii di Abdou Latif Gueye yàlla na ko yàlla yërëm amoon na fi jamono bi mu yoree Afrique fii AAA mu am ay jafe-jafe yu am seen diggante Wade tancé ko devant tout le monde le même Wade est revenu devant tout le monde comme ni mu def nii reconnaître ni dafa juum dañ ko juum la woon daal di jubóowaat ak kii di Abdou Latif Gueye donc la personne est comme ça bokk na ci ay qualité mi gën a mag te nekk na benn force boo xamante ni on va dire légendaire parce que kii juum nangu rek la yàlla may gëdd te yàlla defal na ko juum na nangu na ko tant mieux pour eux kii di Maître Madické Niang aussi je pense que ci réplique am ci attitude am tëbul rek moom it daal di dem def naka sudul noonu ànd na ak dal ak tey daal di aussi li kii di président Abdoulaye Wade wax mooy waat nga ci yàlla waat ci sunu wasila mu nekk lu rafet nekk loo xamante ni xëy na boole la leen ak kilifa yi ci ginnaaw yi ciy wax mu nekk aussi une loo xam ni ñaar ànd nañu ci ay at yu bare xamante ku ci nekk xamal nga sa moroom lu bare loolu damay dugg ci cadre politique bi mooy que tey jii kii di président Abdoulaye Wade amul intérêt benn yoon Maître Madické Niang sori ko
kii di Maître Madické Niang aussi amul intérêt benn yoon sori président Abdoulaye Wade rawatina dem ci beneen camp boo xamante ni tey dafa jàkkaarloo ak kooku di président Abdoulaye Wade parce que bu boobaa moom dafay am jafe-jafe xëy na ak sénégalais yi dal na fi ñenn ñi donc finalement on se retrouve tant mieux pour tout le monde. D'accord alors ñu daal di jàll ci beneen Omar Diallo mi nga xamante ne rek moom moo yor nekk directeur général bu douane di alerter ci fraude bi nga xamante ne moom moo am ci diwlin bi ak suukar si ndaxte nee na buñ ko daal di gérer wul rek li nga xamante ne moom mooy suñu compagnie sucrière bu Sénégal bi nekk fii dina am ay jafe-jafe alors fraude boobu alerte boobu naka nga ko gisee. C'est excellent que la douane puisse sonner l'alerte dans ce sens. Mais dafa am lenn lu si xaw a reetaanlu. Hier, on a parlé du cas StarTime ak Excaf Télécom. L'État du Sénégal qui signe un contrat exclusif pour la gestion du service numérique au Sénégal. On quitte l'analogie pour le numérique. L'État du Sénégal signe avec Excaf Télécom. Exclusivité. Pourquoi exclusivité? Parce que moment bi Excaf Télécom di porter à candidature en termes d'offre d'appel, moment boobu am na société yu bëri dont ay chinois ak français ak ñeneen ñu bëggoon gérer lii di numérique bi au Sénégal. Excaf a déboursé pourquoi? Parce que yàlla na yàlla yërëm ko kii di sunu papa Ben Bass Diagne dafa amoon vision bi laata kenn ni foofu la ñu jëm mu liggéey ci ba agsi foofu donc logique la woon mu aboutir ci loxo Excaf jël entre 20 à 40 milliards dugal ko ci maanaam jël gafakaam def ko ci état bi war ko protéger état boobu ñëw tey daanaka nasaxal lool parce que moment bi ñuy wax état boobu ubbil bunt un concurrent direct nommé StarTime venu de la Chine moo tax tey bu douane ñëwee ne nañu protéger kii di compagnie sucrière sénégalaise man ci sama gis-gis bu gàtt damay xaw a reetaan. Parce que compagnie sucrière sénégalaise, d'accord, c'est une compagnie nationale qui a permis une ville qui s'appelle Richard Toll mu juddu et tout, mais ça appartient à qui? Un Sénégalais d'origine étrangère, mais un Sénégalais. On respectera, quand bien même. Mais on connaît aussi la force de M. Mimran par rapport à la protection de son entreprise. Du ci dem ak demi-mesure dafay protéger boppam bu baax noonu état bi nguur bi douane bi amee intérêt wu war a mën a wax ne nañ protéger compagnie sucrière sénégalaise na nguur bi amee noonu intérêt wax nañ protéger Excaf Télécom nañ protéger Sedima nañ protéger yeneen ak yeneen i entreprise sénégalaise c'est bien pour la douane mais na gars yi def équidistance affaire bi judiciaire pour l'économie même nationale oui. diwlin bi suukar beeg yëpp il faut ñu comprendre benn affaire on protège Mimran par rapport à l'histoire, par rapport à son travail ici. Mais nañu permettre yeneen Sénégalais aussi bu ñu amee possibilité bi ñu mun ko concurrencer moom au niveau national. Maintenant li nga xamante ni mooy par exemple mbiru diwlin bi. Idem pour les importateurs su fekkee ni que am na ñu mën a indi beneen huile boo xamante ni bokkul ak bi fi nekk wala bi ñuy proposé tant mieux pour tout le monde. Quant à la fraude proprement dite, il faut comprendre que l'État du Sénégal puise wala use beaucoup de fiscalité. li nguur bi di jël ci taxe dafa bare donc taxe bi nag bu diisee bare finalement nit ñi nga xamante ni dañu war a fay war a dund war a liggéey ci loolu war ci am dara dañuy dem ba tricher day indi loser day indi gars yi ne bon naa def lii bi gën a yomb rek indi corruption bi nga xamante ni gis nañ ko ci secteur yëpp ci douane ci feneen ak feneen nga xam ne que tey bu gars yi waree fay 100 francs jéem a naxante neexal waa ji dërëm daal di fay 10 francs mu nekk 15 francs yooyu la donc nguur bi moo amee wàll bi foofu moo amee économie bi moo ko war a gérer na dem dans ce sens de facilitation de l'accès au crédit au marché etc pour une consommation normale et puis une production à égale distance. Est-ce que aussi mënuñu ci def benn lecture boo xam ne si ne ni que le directeur de la douane dafa nekk di lancer benn appel ci que moom dafa nekk en manque d'effectifs boo xam ne si tax na ñoom mënuñu assurer nos frontières mais aussi mën a surveiller liy dugg ak liy génn bu ñu xamee ni ñoom ci seen biir ñoom ñoo wax ñoom tamit ñoom ñooy sàkkuwaat ndimbal parce que mën nañ ni douane moom mooy wax ak douane mais aussi ci état bu Sénégal donc peut-être que amatuñu moyen pour contrôler liy dugg ak liy génn parce que frontière yi ubbeeku na yaatu na te jote wuñ te mote wuñ ko bu dee luy dugg ci port yi tamit peut-être amuñu ci sañ-sañu dugg ci port bi contrôler liy dugg ak liy génn wala fi nga waxee léegi am na corruption bu leen ëpp doole bu tax ñoom am na foo xam ne bu ñu fa àggee dañ leen naan fii ngeen di yem donc man je pense que ni mën nañ ko xool ci à des niveaux différents mais li ñuy wax rek mooy kon am na ñu ñuy wañ seen loxo
wala ñoom ci seen wàll bopp nangu nañ ni kat amuñu doole mën a assurer nos frontières ak lii dugal lii génn. D'accord alors ñu jàll ci dernière information bi ak l'annonce de Sori Kaba mi nga xamante ne wax na ne dafay daal di ñiy daal di rapatrier lu toll ci 500 000 jeunes yoo xamante ne dañoo immigré yi ci Europe bi ak Amérique bi mu mel ni neexul bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy immigré yi mais aussi seen famille yi nekk Sénégal rapatriement boobu ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk te ba léegi seen situation irrégulière un tout petit peu par rapport ci côté finance bi naka nga ko gisee naka nga ko jàngatee. L'info je l'ai vu hier entre hier nuit tard et ce matin. J'ai suffoqué bi ma ko gisee. dama mel ni ku fatt. parce que je me suis posé la question yow ki dem yóbbuwoo ko. du yow maanaam ba muy dem yëgoo tinoo xamoo nu mu demee xamoo nu mu daj. xamoo fan la famille am jaar ba waa ji war a mën egg foofu xamoo dafa jaar ci géej gi xamoo dañ ko fayal avion yow xamoo. yow daal falu nga te moom bokk na ca ña la fal. amaana. nga toog parce que tu as des intérêts à protéger vis-à-vis peut-être d'une certaine Europe nga ne man damay gàddu Sénégalais yi ne foofu yëpp indi leen à un certain niveau bu fekkoon la nga waroon def ci sa dëkk def nga ko ba egg fenn fi day nekk lu luwaaba te bu boobaa ñooñu doo leen jëli ñoom ñooy ñëwal seen bopp parce que gis nañ ni que am na fu dëkk bi tegu foo xamante ni jar na kat ma bàyyi fi ma nekk ñibbi. même bu dee ñoo nekk ci situation liberté quel que soit alpha ou bêta assiette dama la bëgg a wax ne la. le gouvernement du Sénégal wala l'État du Sénégal moment bi Sénégalais yi di dee à l'étranger. ñoom fu ñu newoon assiette est-ce que ñu ngi leen doon lijjanti di leen toppatoo di leen protéger pour bañ ku leen faagaagal Sénégalais yi dee Espagne Italie Brésil Argentine ak feneen ak feneen. les gens ont alerté kenn ci nguur gi réagir ñoom daal réaction rek jamais action. réaction bi nag léegi nag bi gën a bon. mooy dafay dem sax ci loolu faagaagal la man maa ko wax. c'est un crime. xam nga lu tax mu nekk crime. des Sénégalais vaillants braves ñaata Sénégalais ñooñu muy wax ñoon que ñu irrégulier ou pas ñaata Sénégalais la ñuy dundal. ak fi Sénégal toll ci jafe-jafe ci mettit ci crise nga ne yow yaay jëli ñooñu léegi boo leen indee loo leen di jox indi leen par dizaine par quinzaine par vingtaine jas 3 heures du matin jox leen 100 000 francs. wala ak benn sandwich au nom de quoi il faut que on se pose la question est-ce que nguuru Sénégal dafa am envie gis Sénégalais kontaan wala dafa am envie xool Sénégalais mu mer. moom daal muy plané ci kaw mooy comme une épée Damoclès mooy buur mooy bu mi lu ko neex décider Sénégalais bi léegi man maa ngi Allemagne je suis parti il y a 10 ans je suis irrégulier un monsieur quitte le Sénégal et vient dire aux Allemands bon je le ramène chez moi au nom de quoi ak ci ban fan la tegu ak nan la ñu mën a expliquer ñooñu ak seeni famille ne leen non ñii dañu war a ñibbisi léegi bu ñu ñëwee on va trouver une solution parce que lan Angela Merkel ñëw na fi wax naa la ko fi benn jour ne la elle est venue pour ses business mais elle est venue aussi pour une certaine précision Sénégalais yi nekk Allemagne ils étaient tranquilles il y a jamais eu un souci lu tax coow bi amul autant de Wade parce que personne n'en a parlé mais ñun Sénégal ñoo suñu dem ba Allemagne visite par émotion rek ñu dugg foofu parce que yaay am na lu war a ñëw lu war a dugg xaalis xam nga lu ko sas te on va le dire sur ce cas-là je suis offusqué et j'en fais écho et je le montre à ma manière ce n'est pas sérieux parce que jox nañ la xaalis yow nguur bi pour que nga jël say population nga delloo leen ñoom ñu tranquille ñoom ñooñu di la jox xaalis pour nga jël say nit ñu dellu seen dëkk te amoo loo leen jox seen dëkk ñoom xam nga ñoom lu ñuy ut si fii la France sur son économie vit de l'Afrique à hauteur de 60% maanaam économie française 60% yëpp Afrique lay jóge léegi kooku ne la non génn leen sama dëkk yow nguur nga am sa sàgganteeg sa oyof ak sa doye di ne yaay woy gars yi ñibbi leen bu ngeen ñëwee kër ga ñu xool nu ñuy def ñu ñëw fii yokk musiba la te ñooñu bu ñu leen rapatrier yàlla nañ ko mën a nettali ñoom parce que ñooñu bu ñu accès fii ce sera une catastrophe te seen kaw la jëm parce qu'il faut aller au-delà de ça ndax ci nga baal ma ko da ngay seet ni depuis quelque temps à chaque fois que président de la République génn dem à l'étranger dañ koy yuux peut-être aussi c'est de bonne guerre pour que bu ëllëgee loolu bañ a amati li xewoon gis nañ ko yuuxoo ko ba sànni ko ay farine ba traité ko tous les noms peut-être loolu la ñuy bañ mu amati te gis nañ ko benn ñaar ñett peut-être que dañoo commencé gis ni kat bu ñu menacé wu les Sénégalais
duñ ci génn parce que les Sénégalais de l'extérieur niñ leen ni sañ-sañ bi ñu commencé am ak démocratie bi am foofu amul fii peut-être que joxuñu leen dara mais c'est pour menacer les Sénégalais que prochainement bu président génnatee nañu xam fu ñuy yem ndax ñu bañ a teeti yëngatu parce que man mënumaa gëm ni dañ leen a jox xaalis ba tax ñu def ak lu ñu leen mën a jox les milliards yi nga xam ne moom la Sénégalais yi de l'extérieur di dugal ci réew mi moo ëpp fuuf benn chèque bi ñu leen di jox benn yoon donc man damay wax ni question politique la ñu bëgg a régler pour menacer les Sénégalais d'Espagne, Italie, Allemagne, France et autres pour que prochainement le président génne loolu bañ dans ce cas moi ma question c'est de savoir parce que on a créé ci les 13e législature bi des députés de la diaspora yu yokk budget wu li nga xamante ne moom moo jëm ci assemblée nationale ñoom seen rôle quelque part ce sera quoi en fait si dañu am benn souci mooy que toutes les actions qui ont été menées de 2012 à maintenant à un certain niveau ont été des actions de politique politicienne muy député diaspora bi di leneen ak leneen mais ci question bi Abdou Khadre ci question bi c'est pas une question de bon règlement de compte bu ñu fekkee loolu la comme ni nga ko xalaatee noonu kon ma xam ni nañ ñu baal seen xel gàtt na trop kon ma xam ni ñoom diplômé ñu am ak la ñu jàng yëpp dara baaxu ci parce que nit mënul egg ci niveau de bassesse boobu parce que dem naa yuux nañ ma donc yi ñëpp da ngeen ni ñibbi man de yaakaaruma président Macky Sall toll foofu yaakaaruma ko dama yaakaar ne nit dama yaakaar ne nit mais Abdou Khadre baal ma non l'image du Sénégal yàqu na ca ajak-jak du loolu moo ko yàq Sénégal image am yàqu na ci des droits non respectés pour certaines personnes et peut-être respectés pour d'autres parce que dañu nekk ci demi-mesure la réalité pour jeexal dem ci monsieur Diagne mooy nguur bi fi nekk dafa war a xam ne que amul problème ak sénégalais yi parce que sénégalais yi dañu leen contre dañu am problème ak sénégalais yenn yi ñu ci ëpp parce que sénégalais yi dañu am déception à un certain niveau voilà la réalité maintenant ñoom stratégiquement cette décision là c'est une catastrophe parce que boo nee léegi ci jamono bii waxuma sax on va dire à 6 mois des élections à 5 mois 4 et quelques nga ne yéegi sénégalais yi nekk diaspora yow sénégalais yooyu nga xam ne dañu war a dem élection stratégiquement c'est même pas intelligent ça pose problème mooy que sénégalais yooyu dinañ def tout ñoom bu ngeen rapatrier ñenn ñi bu ngeen parvenir woon même sur les 5 mois à rapatrier beaucoup de sénégalais ña fa des non dañuy continuer xeex bi pour que yéen ngeen daanu voilà un problème donc on se pose la question lan moo ko wundu du xaalis bi Abdou Khadre xaalis bi bu bëri moo nekk ci migration bi. D'accord. L'Italie en a reçu. Oui. Le Maroc du moins en a reçu. ak yeneen dëkk yu nga xamante ni dañ leen naan contenir leen africains yi mooy indi. ñu jël yenn africains yi bu ñu waree jàll Maroc marocains yi jël leen delloo leen au sud. du Sahara. D'accord. Non. Alors on va avancer parce que je pense aussi que bu ñu nee des Sénégalais 500 000 en situation irrégulière il y aura des militants de l'opposition mais il y aura aussi des militants de l'APR parce que en situation irrégulière la ñu wax comme aussi li nga wax aussi mën nañu ko daal di jàpp certainement suñu invité di monsieur Diagne. am na ci xalaat par rapport ak loolu. waaw bàyyi la sa xalaat. maa ngi lay remercier effectivement am naa ci xalaat parce que ku def 25 ans d'immigration. Je pense que booy wax ci immigré war nga ci mën a am xalaat et puis 25 ans yoo xamante ni da nga ko dund ci anam bu la mën a permettre nga nekk en relation directe avec immigrés yi ñuy tuddee les sans-papiers. Donc en réalité Abdou Khadre li nga wax ça n'a absolument rien à voir ak li nga xamante ni moom moo xew c'est-à-dire il fut un moment l'Europe avait besoin de main-d'œuvre bi muy soxlaa main-d'œuvre dafa penché wu vers Afrique booba temps visa sax amul c'est-à-dire da ngay ñëw da ngay liggéey. ñun bi ñuy soog a dem on pouvait se retrouver avec 5-6 boulots sans pour autant ñu am ay kayit au fur et à mesure ñuy dem ils ont voulu changer naka la ñu bëggoon changer dañu bëggoon parfaire li nga xamante ni moom mooy seen immigration ci la ñu commencé imposer le papier c'est-à-dire il faut nga am un permis de séjour bu lay mën a permettre yow nga toog fa di liggéey di fay ay taxes alors dem nañ ba ci biir ñu gis ni immigrés yi ñu ngi commencé bari même ñi nga xamante ni dañu am ay papiers te nekk fa dañu commencé bari malgré les taxes yi nga xamante ni ñu ngi koy fay parce que taxes yi immigrés yi di fay moo leen mën a permettre fi ñu toll ni ñoom ñu mën a fay seeni retraités ça aurait pas été les immigrés su amuloon immigrés du ñu mën a fay retraités yi parce que en fait amuñu population bu leen mën a permettre jeune buy liggéey bu leen mën a permettre ñoom ñuy mën a di jël ay taxes di mën a di fay ñi nga xamante ni ñoom ñooy retraités yi alors bi ñu egsee foofu maintenant dañu am beneen type d'immigration bu ñu bëgg parce que réeroo mbir que ni problème mu Syrie bi am na
réeru mbir que ni problème Europe de l'Est posé wu na donc ñoom dañu bëgg léegi seen immigration nekk yeneeni façon nit que les Africains alors pour xeex contre immigration meilleure façon bi c'est de le freiner dès le début soo xoolee Libye li fa xew italiens yi ñoom ci seen bopp ñoo financé créer ay milices au niveau de Libye pour milices yooyu di freiner les jeunes africains yi nga xamante ni ñu ngi jaaree par Libye pour dugg biir Italie. Ça a été signé. Ça c'est sûr. Avec des moyens nag yu am solo yoo xamante ni dañ koy teg muy fonds bu communauté européenne dégagé pour appuyer les pays yi nga xamante ni ñu ngi lutter contre l'immigration clandestine. Allemagne bi ñuy ñëw c'est-à-dire le problème qui se pose c'est que pour nga rapatrier nit en Europe avec les associations de droits de l'homme yi fa nekk nga xamante ni ñoom ak yelleef doomu aadama dañ ko gëm dañ koy xeex donc il va falloir coûte que coûte nga mën a identifier nit ki ban nationalité la ba pare. Maintenant qu'est-ce qui va se passer sunu autorités sénégalais yi nekk fii ñoom ñooy dem en mission suñu demee ñoom ñooy identifier les ñi fa nekk mën nga bañ a nekk sénégalais mën nga nekk malien mën nga nekk burkinabé parce que tubaab bi am na problème pour xool noir rek xam exactement fan la dëkk comme yow ni nga mën a xoolee nit rek xam ni kii Guinée la dëkk wala kii Burkina Faso wala Côte d'Ivoire la dëkk tubaab bi problème boobu la am donc suñu autorités yi bu ñu demee dañ leen di njëkk a identifier suñu leen identifier ba pare ñu soog leen a mën a nag ñoom indi mais indi bi ça sera par force parce que du indi boo xamante ne ña fa nekk dañu d'accord accepter ñëw parce que lan mooy waral nit di dem immigré yaakaar bu tas mooy tax nit dem immigré nga judd ci réew màgg fa dem ba toll ci war a faj mënoo faj amoo fenn foo ko yaakaaree mooy tax nga jóg wanteer ku sañoon fi nga dëkk sa ndey nekk fa sa baay nekk fa say maam ak say mbokk fa ngay toog ba teraa nga fekk la fa ci ngay soog a jóg dem donc lii je sais pas lan moom moo leen ci lan lañ ci undu ak lan lañ ci jublu mais koo joxul mu lekk joxoo ko mu naan bu ko invité. D'accord. Alors on va basculer aussi ci wàllu politique bi ak yow ci li nga xamante ne rek moom moo jëm ka Khalifa Sall Pape Assane maa ngi lay bàyyi nga daal di. waaw monsieur Diagne Soya. ana le maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall révoqué ana mu. mi ngi ci jàmm. di sant di dellu sant yàlla bu baax parce que boo waxee mu ne man yàlla rek la gëm te effectivement ñun xam ne ni yàlla rek la gëm. te bokk na ci jullit sunu borom teg la nattu nga bañ a toog naan ma Samba moo ma ko teg wala ma Demba moo ma ko teg Khalifa gëm na ni li ko dal nattu la te gëm na ni yàlla sunu borom moo ko teg te gëm na ni su ko yàlla jeexalee mu jeex. Et aujourd'hui le mouvement CAS mouvement des khalifistes actifs du Sénégal kañ ngeen sosu ak naka ngeen nar a taxawee. waaw en fait ñun ñu ngi sosu yàggul c'est juste un mois mais avant boobu ñun ñëpp ñu ngi nekkoon dans des différentes organes yi nga xamante ni moom moo constitué woon les luttes pour la libération de Khalifa Ababacar Sall donc l'idée est venue d'une de nos sœurs ñu koy nuyu au passage Lafia Diop muy présidente bi moom moo ko créé parce que en fait on s'était rendu compte que ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk Dakar ñun ñoo fal Khalifa Ababacar Sall biñ ko falee ci liggéeyal ñu ñun waa Dakar ci la ko nattu dalee natt boobu dal ko moo waral ñu jóg ñun et je peux te dire que ñu bari ñi nga xamante ne ñu ngi ci mouvement CAS la chose politique ne les a jamais intéressés mosu leen intéressé mais principe ak injustice moo waral ñu jóg ñoom seen wàllu bopp ñëw soññ ñu jóg Lafia Diop di doomu Mamadou Diop l'ancien maire de Dakar yàlla na yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana bokk ci ñi nga xamante ni moom ak ay xaritam ay àndandoom ay am di jàmm ñun ñëpp ñu bokk Dakar ñu jóg former mouvement bi taxaw nag ni dinañ ci bay suñu waar dinañ ko xeex fi ñu jëm c'est rien d'autre lu dul conscientiser les Sénégalais waxtaan ak nit ñi fu nit nekk ñu fekk la fa jox la loxo waxtaan ak yow expliquer la lan mooy vision Khalifa Ababacar Sall pour nga ànd ak ñun ñu xeex ba yàlla sunu borom génne ko prison yóbbu ko palais mën na ko te yàlla na ko def. et est-ce que fi mu nekk nii da ngeen jàpp ni Khalifa Ababacar Sall dafay nekk candidat au présidentiel. non jàppuñu ko dañ ko gëm candidat la dañ ko gëm candidat la Khalifa candidat la yaakaaru leen gars yi am pexe daal ba génne ko ci. non ñoom ñu ngi ci seen i pexe te si seen i pexe ci pexe yooyu la Khalifa demee prison donc seen i pexe kese la
mais ñun gëm nañ ni pexe yooyu mënul antu ci li nga xamante ni moom mooy dëgg ak li nga xamante ni moom mooy sunu gëm-gëm sunu gëm-gëm mooy que ni candidat la pertragul ay droit civique am yu tax ñu ne du mën a nekk candidat fii ba élection yi ba dépôt candidature yi muy mois de décembre exactement le 26 décembre lu ne xaj na ci donc ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla may ñu ba ñoom seen pexe bañ a antu ci sunuy bëgg-bëgg yàlla nañu ko yàlla defal. nan ngeen nar a jàkkaarloo wala jàmmarloo ak ñoom. bon en fait xam nga ñun Khalifa dafa am ci lu mu ñu yar d'ailleurs souvent damay dégg beaucoup de Sénégalais di ñu interpeller naan ñu mais yéen da ngeen a nooy lan moo tax mënu leen taal dëkk bi lan moo tax mënu kii mais dëkk boo ko defaree Khalifa bi muy ñëw Dakar am na fu mu fekkoon Dakar il a été élu maire en 2009 lépp lu Dakar di tiitaroo tey gannaaw yàlla ci coobareem la Khalifa moo defar feu rouge yi Khalifa moo defar pavage yi Khalifa moo désengorgé Dakar Khalifa moo defaraat école yi donc loolu ñun yàq ko ban njariñ la ñuy amal yàq loo xamante ni tey bu ëllëgee yaa ngi koy liggéeyaat et jusqu'à preuve contraire dañu gëm justice ñun parce que ñi nga xamante ni ñoo ko tuumaal dañ ko jël yóbbu ko ci wàllu boo xamante ni sunu république tëddee séparation de pouvoir dafa am c'est-à-dire exécutif dafa am législatif am judiciaire am judiciaire nag moom mooy ndeyu néew di doole parce que pouvoir judiciaire li tax mu am solo ci réew bu pouvoir judiciaire bi dëgëree rek maanaam nekkinu doomu aadama yi ci réew moomu day daal di neex parce que kenn du fajal sa bopp kenn du atteel sa bopp. est-ce que justice boobu dëgër na. bon man je reste convaincu que jusqu'à preuve contraire dina am bés un magistrat bu jóg taxaw wax ni Khalifa mii dañ ko tooñ nañ ko bàyyi mu ñibbi parce que ci yaakaar am naa ci yaakaar trop. aujourd'hui yéen a ngi nekk ci carcan wu parrainage nan ngeen ci taxawee. waaw bon parrainage bi moom macha allah ma ci profité di féliciter xalifiste yëpp ñi nekk Sénégal ñëpp parce que depuis lors kenn toogul ñëpp ku ne yaa ngi dem ci say mbokk ku ne yaa ngi dem ci say xame ku ne yaa ngi dem ci say am di jàmm je peux même dire que à 2-3 jours bi ñu démarré la ñu njortoon weesu na moo tax souvent damay faral di wax ni Macky Sall mooy directeur de campagne yu Khalifa Ababacar Sall parce que mbir boo koy xëccoog nit nga fexe ba yow nit kooku dugg ci xolu Sénégalais yi à un temps record yow nit kooku mënuloo ko sant mënuloo ko fay c'est-à-dire Macky Sall ñun dañ koy sant di ko gërëm parce que le vendredi bi mu jëlee décret de révocation bu Khalifa Ababacar Sall ak le lundi mardi bi ñuy lancé sunu parrainage nous on avait quasiment bouclé nos listes. liste de parrainage. liste de parrainage te ay nit yoo xamante ni des personnes de bonne volonté jóg ñëw indi sa carte seen carte d'identité teg ni la man dama bëgg nga bind ma parce que man damay parrainel Khalifa. la question que je les pose mais yow lan moo war a tax ngay parrainel Khalifa te nga dégg ni dafa détourné te nga dégg ni ñu ngi koy tuumaal mi ngi ci kaso bi lu tax nga koy parrainé xam nga lu ñu ma ciy tegal ci Khalifa la ñu am yaakaar pour que justice du Sénégal delluwaat ca fa mu waroon nekk parce que bu ñu nee jàkk jëmam xam ni du koy fayantoo. aujourd'hui est-ce que bu ñu génnee ci fi ngeen nekk wala fi bu ñu jëlee parrainage beeg circonstance beeg situation bi ban xalaat ngeen am ci kii di Ousmane Tanor Dieng bi nga xamante ni wax nañu ne que mu ngi fexe daal wala proposer wala xalaat kii di Alioune Ndoye remplacer Khalifa Ababacar Sall à la tête de Dakar. mais non xam nga ñoom franchement man du ma bëgg sax di sori ci seen wax parce que seen taxawaay wane nañ ko et sénégalais buy gor wala nga am un minimum de dignité tu vas te poser la question lii lan moo ko jar parce que dara àdduna jaru ko nit ki nga xamante ni vous avez cheminé ensemble pendant plus de 30 ans mu jox la cër nag ba àdduna ñëpp xam ni jox na la cër parce que ku xam Khalifa Ababacar Sall xam Ousmane Tanor Dieng xam ni Khalifa joxoon na ko cër et cër boobu dëggaloon na ko ba defoon ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay àndandoo nattu nag day am mais li gën a am solo mooy nattu bu ko yàlla sunu borom tegee jaam yow mi nga xamante ni yaay wëllëreem yaay nitu démbam dara àdduna warul la mën a jaral nga jël soog say daal dem seeti ko en dehors de tout maanaam situation bi nii li mënti xew yëpp. ak lu mënti xew. da nga xalaatoon kii di Ousmane Tanor Dieng dem seeti ko. sol daalam dem seeti Khalifa Sall c'est-à-dire doon na sax dindi ci xelu nit ñi ni que ni moom il n'a absolument rien à voir ci complot bi parce que duñu ay étranger dañu ànd
tey soo doon xool photo yi nga xamante ni moom mooy immortaliser le parti socialiste photo boo gis Ousmane Tanor Dieng taxaw di nga gis Khalifa Sall ci wetam buñ ne Ousmane Tanor Dieng Khalifa lañ ciy teg de 2000 bi parti socialiste perte pouvoir benn socialiste la ci yàlla joxaat nomba tànk en 2009 c'était Khalifa Ababacar Sall mu uuf ñëpp nag uuf ñëpp y compris le secrétaire général uuf ci fànnu nañu gëm nañu téye nañu liggéey jël cabinetam dugal ci képp kuy socialiste koo xamante ni mën nga am nga xalaat bu rafet am nga xel bu rafet Khalifa daf la dugaloon ci cabinetam ñoom ñëpp il ne daawul la boddi kenn daawul dàqi kenn donc bu ñuy wax ni parti socialiste a su résister aux eaux troubles en partie c'est à cause de Khalifa Ababacar Sall mérite bi du mérite Ousmane Tanor contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Aujourd'hui, on a à un moment donné songé ou parlé de candidature unique, ensuite de possibilités de partenariat stratégique et politique entre le camp de Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall, etc. yow am nga ci xalaat. waaw mais xam nga àdduna et puis circonstance day dem ba boole ay nit parce que xam nga ñaari nit su yàlla dogalee ci sphère politique bi actuellement on peut dire que Karim Wade ak Khalifa Sall ñoo bokk destin politique parce que ñoom ñaar rek la nguur jóg def ay doole def ay pexem pour empêcher leen à ce que ñu nekk ay candidats c'est rien d'autre parce que soo dégloo tey le concernant Karim Meïssa Wade may nuyu au passage suma frères libéraux yi boo xoolee tey Karim dañ ko wax ni ko tu nous dois 138 milliards si je me trompe pas et ces 138 milliards yooyu pour nga ñëw dugg Sénégal il faut nga fay ko boo duggul Sénégal nag toogal fu la neex toog fa autant d'années que tu veux mais doo mës a fay ça veut dire que ni donc 138 milliards yi bonne gouvernance bi ñuy soulevé woon bi ñuy topp Karim reddition de comptes et autres bi ñuy soulevé woon intéressé wu leen parce que dañ ko jàpp nee nañ condamné ko ci loo xamante ni ñu bëri contesté nañ ko y compris man contesté naa ko parce que gëwuma CREI man gëruma tribunal boo xamante ni da lay jàpp ba pare ni la wax ma lii foo ko jëlee tribunal kañ da lay jàpp ni la firnde yaa ngi nii lii laa la jàppee mais du la jàpp ba pare ni la yow demal nga indi lu la setal donc man gëwuma lool alors ñu jugé ko tëj ko mu tëdd ñetti atu kaso ñu toog ba mu neex leen ñu woo ko guddi defaral ko passeport génne ko gaare avion dugal ko ci yóbbu benn Sénégalais yëgul benn Sénégalais tinu jamono di dox ba mu wëlbatiku ni moom dafa bëgg a ñëw Sénégal ñu ne ko fii doo fi teg sa tànk boo fi tegee sa tànk di nga ñu fay donc ça veut dire que ni jëmmu Karim Wade moom moo leen intéressé mais du li nga xamante ni moom lañ ko jiiñ di ko toppee. seen taxawaay ci réseaux sociaux yi nga xam ne Sénégal yëpp gis nañ ko mu nekk combat boo xam ne dafa da ngeen koy mëne ba ñu bari sax bu ñu nee Sonia Diagne dañuy wax ni Soya réseaux sociaux yi surtout Facebook ak yooyu est-ce que ragaloo leen am ci benn menace boo xam ne si dina tax ëllëg ngeen am ci ay jafe-jafe ci publication yi ngeen fay def. waaw non loolu moom wax ci Kader loolu moom xam nga li suma maam di woon wax ni ragal du jam guy. amuñu luñ ciy tiit amuñu luñ ciy ragal parce que pour wax la que ni du en fait la personne de celui qui incarne tey président de la République du Sénégal l'exécutif moom moo ñu intéressé parce que moom ci boppam ba mu ci tolloo ñu koy bundu xatal di ko xeexal nii ñuy def tey noonu lañ doon def démb donc ñun question de principe la lu ñu gëm la dañu gëm ni réew dafa am nu mu war a tëddee am nu mu war a doxee jamono bu ku yor doole jël doole bi ko yàlla jox jëmale ko ci ku néew doole rek yàlla sunu borom dina def ay nit ñoo xamante ni dinañ ñëw taxaw xeexal ko te ñun yàlla daf ñu boole ci loolu. ñu clore peut-être fii ci fenn rek tey jii nii Soya Diagne sort parce que nañu wax sénégalais yi la xamul ne yow membre fondateur APR nga. absolument loolu ñu bëri xamuñu ko tey jii nii nga jàkkaarloo ak ki nga xamante ni jamono jàppale nga ko mu di président Macky Sall boo jàkkaarloon moom loo koy wax comme message de fin. man su ma jàkkaarloog moom li ma koy wax et yaakaar naa ni loolu xam na ko sax parce que ñu bëri danañ ko yeggee mooy que ni li nga xamante ni moom la dige woon ak sénégalais yi ba ñu fal ko ci ñetti ponk rek la tëdd woon bi ci njëkk mooy doon man ñëwuma pour tabaxi pont ñëwuma pour tabaxi tali dama fi ñëw pour defaraat jikko yi nga xamante ni dafa yàqu ba suñ ko daan misaal bu ñu daan wax ci misaal dafa doon wax ni ñu que sëñ Modou Moustapha
na yàlla yokk leeram moom moo doon ki nga xamante ni moo téye noonal Cheikhul Khadim mu jóge fi sëñ Fallou ñëw yal na yàlla yokk leeram saa suñ ci barkeem yàq ñëpp yàq taalibe yëpp lu neex taalibe mu def lépp mu xajoo ko bi mu fi jógee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu taala anhu yàlla yokk leeram saa suñ ci barkeem ñëw yar ñëpp noonu la ko misaale woon moom que ni Ablaye Wade maam la daf fi nekkoon yàq ñëpp lu neex waay def mu généreux tabe moom bu ko yàlla indee li koy soxal mooy tabaxaat jikko yi delloo waat institution yi bu nekk mu teg ko place bi nga xamante ni fa la war a nekk sénégalais di dundee ñaqam di dundee mérite que tappale boobu échoué na ci beneen bi dafa di li nga xamante ni moom la ñuy tuddee les inégalités sociaux maanaam man mi culturel man mi nga xamante ni maa nekk Ndakaaru lépp ci man lay njëkkee balaa ki nga xamante ni ma nga nekk jippakum tey Dakar loo soxla da ngay jóg dox ay mètre jot ci mais am na ci ay gox ak goxaan yoo xamante ni ñu ngi ci Sénégal charger sa téléphone rek boo ko soxlaa di nga def lu ma 2 heures de temps aller 2 heures de temps retour pour charger sa téléphone inégalité yooyu mu ne woon da koy xeex beneen bi mu ne woon lépp lu nga xamante ni dërëmu sénégalais la sénégalais yëpp a ciy bokk yam maanaam muy sunu ressources naturelles yi dina def de sorte à ce que 100 000 francs bi nga xamante ni président de la république wala premier ministre wala président de l'assemblée nationale da koy dundee 100 000 francs boobu fara uude bi nga xamante ni moom mooy toog ci boppu koñ bi di defar ay dàll ñoom ñaar ñoo ciy bokk yam maanaam fara bi dina gëm ni 100 000 yii de moom moo ko moom alalam la donc bu waree faju 100 000 yooyu daf ko war a faj maanaam alalu Sénégal dafa war a dellu ci sénégalais yi c'est-à-dire ñun ci principe yooyu la ñu àndoon ak moom mu doon nag lu noble parce que cause yooyu ku la taxaw ni la man lii laay défendre lii laay xeex da nga koy gëm bon avec le temps quand on a vu que li nga xamante ni moo ñu taxoon a jóg ak li nga xamante ni moom lay doxal wuti na on a préféré tout bonnement se retirer dem ànd ak keneen ki nga xamante ni gëm nañ ni moom bu ko yàlla joxee réew mi lii di sunu naqar ak sunu jàqare dinañ ko fajal. jërëjëf Diagne jërëjëf merci d'être là d'avoir été là. alors dañuy daal di enchaîner dem ci rubrique famille waxtaane li nga xam ne moom mooy Achoura ak sa invité mu bàyyi la nga waxtaan ak jërëjëf Asiatou ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne si ni moom moo di taxawaayu tamxarit ci Sénégal ni ñu koy dundee luy tamxarit ndax réew mi ni ñuy dundee tamxarit di ko féetee noonu la ko yeneen réew yi di defee ngëneel li ak wareef yi nga xam ne si ni ci tamxarit am na ci ñu di ci daal nga xam ne si nag moom moo di imam Alioune Seck imam Mansour dafa mel ni tamxarit ñun dañoo wuute gis-gis ak ni nga xam ne noonu la ko téere yi waxee ndax ci ñun la askan bi wala imam yi ñoom ñoo juumloo li nga xam ne moo di askan bi tey kan lañ mën a wax ni kat moom moo waxul wala moom moo bàyyi communication ba tax askan bi réer ci wàllu tamxarit. sëñ Kajoor maa ngi dellu di nuyoo di ziar mbokk yi laaj nga laaj bu am solo ndax tamxarit muy Achoura yaakaar naa yàgg na Sénégal ndax dugub daara Sénégal moo ko Achoura ñoo ànd te daara dugg na Sénégal daanaka depuis 1600 dugg na Sénégal alors comme Sénégal dafa nekk dëkk boo xam dëkk jullit la lépp loo xamante ni suñu prophète sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko ci ndigal ci législation bi magu Sénégal dañ koo adopté Achoura ci la bokk ba mu ñëwee aussi ñoom gàcce ngàllaama li ci loi islamique daan wax muy législation islamique moom la ñaan jëfandikoo ci lañ daan yem màggal ko ci guddi gi du weesu guddi gi xalaas mu jeex léegi sax lay dem tàmbalee timis gi ba dem ba timisu jouru 10e bi jeex ndax ay mbumbaay doonte ci jurisprudence islamique 24 heures bi mooy Achoura ndax Tasu'a mooy 9e jour bi mooy jeex timis gi bi nekk cere yi ba ñu yeewu jouru feet bi ci timis gi ci lay jeex mais mag ñi pour tegoon ay garde-fou dañoo roy l'islam daan ko màggal ci guddi gi seen reer nekk benn seen ndën daan nekk benn ñu jële ko ci texte yu leer naññi nañ ci ñëw seen prière daan nekk benn seen ñaan daan nekk benn bu ñu noppee tegale programme boo xamante ne guddi gi yëpp toute la nuit doo am jotu génn
ndax buñ dajee lekk cere ba àggal ñaandoo ci penc mi ensemble ku ne teg sa kër buñ ñaanee ba àggal daal ne bu ngeen demee nag ne kenn ku nekk jàng nga xul wala waxaat junni yoon 1000 fois yaakaar naa ko ne dund na ko ku la jël sa kurus dem yooyu mooy farata yi nga xam ne si ñenn ñi mën nañ ko ci def mais bu ñu bëggee ni comme tey jii tabaski xam nañ ni ci ponk jaamu yàlla yi la bokk ndax bu dee ne dañ koy royee ci yonent yàlla Ibrahim ak njabootam tey tam xarit lan lañ ci mën a jàpp bu weesoo ni reer ak ñaan ni cosaan li lii la lii kat moom mooy sababu ñu mën a jàpp bésu tam xarit di ko màggal tam xarit lu am cëslaay la ci diine au delà de l'islam di ñëw sax Ashura am na ndax fête la feetu victoire la victoire yàlla nasaxal benn dictateur bu ñuy wax Firawna dund 500 ans en Égypte Égypte yi nga xamante ne moo nekkoon berceau de l'humanité Égypte nekk fa dund fa 500 ans di toroxal nit ñi di noot nit ñi lekk seen alal di rey ñu xëy yàlla yónni benn xale boo xam ne xale bu tuuti la mu yaral ko boppam mu noot xale bi yàlla xëy jox waa ji doole waa ji amee doole ci gàttal yàlla labal Firawna ba mu ko labalee nag Moussa bu année bi ñëwaatee mu woor ko bis ba mu koy labal mi ngi tolloog jour tam xarit donc bu at bi ñëwaatee nag Moussa di ko woor kadaalika aussi la ko jiitu Ibnu Abbas nee na yàlla mi ngi bind jant bi ci jour tam xarit mi ngi bind asamaan jour tam xarit mi ngi bindu weer jour tam xarit suuf jour tam xarit ci la yàlla bind Adama ci la ko am ko wàccee ba mu defee péché bu mag ba am ko wàccee ci la nangu tuubam ci la Ibrahima juddu ci la Yunus mucc ca jën wa ci la Souleymane jot nguuram bàyyi na kon am na cëslaay ci diine li ñu gën a yitteel muy sallallahu alayhi wa sallam Muhammad suñu prophète dafa ñëw Medina fekk yahudi di woor mun leen lu ngeen di woor ñu ne ko ñun kat dañuy roy suñu yonent Moussa ndax da ko ànd roy mun leen yéen gënu leen maa yey ci Moussa kon dama koy war ànd ak yéen kon ndax kon loolu dañuy wax ni diine su fekkoon dafa ñëw jëlee fi aada ñu ba diine mu dem ñu ba jàpp aada waaye kon am na lu diine rafetlu ci aada mu boolee diine ak aada ñu dem kon tam xarit ci la bokk waaye dañuy jàpp ni bés la bu ne yeesal li nga xam ne seeni moom moo di yenn bés yu màgg yi maanaam anniversaire ay sabab la kon mën nañ jàpp ni rek loolu la ñu di ko fêter pour que nit ki nga xam ne seen xamul woon ci alxuraan fan la ne xamul loo ko taxawal xamul ndax aada la wala sax leneen la ndax peut-être farata ak sunna yi kon mën na jàpp ni sunna la bu rafet ñu di ko def sunna la ndax lu Seydina Muhammad def sallallahu alayhi wa sallam fekkee ñu ko def waxu ci am na degré yi sunna taqririya am na degré yi sunna qawliya ak sunna fi'liya ndax de wax na ci ay pratiques yoo xamante ni muy le contenu lu ñu ciy def kon donc am na degré yi sunna wax ci bëri yoo xam ne dañ ko sopp mu ànd ak aussi ay aada léegi nag li metti ci suñu réew mi ak yeneen réew yu mel ni ñoom mooy dem nañ léegi ba diine ji liñ ci culture yi ci digle woon mi ngi évaporé mi ngi naaw di indi yeneen aada yoo xam ne da koy wuutu supposons su ma joxe exemple tey li am na lu ci gën a fës ñu koy wax taajaboon baatu arabe la muy taajaboon ñu ko jël ci benn verset bu nekk saaw nañ mi afa bi hadal xadiisi taajabuuna li ko waral mooy jamono yu jëkk ya daara dafa amoon doole Sénégal taalibe daara yi jour Ashura day nekk feet ci ñoom guddi gi dañ naan jongante jàng alquran ak wàññi alquran ak xool baat yu nuroo ressemblance yi am ci baat yi ñu dem ci kër borom barke yi di ko tari dem naan wan nañ mi jee wan nañ mi ida hawa maa dala saaxib ko maa gawa wa maa yantiqu an gis nga riim yooyu ñu koy tari ci kanam borom barke yi jël baat yu nuroo di ko tari kii ni njeego xooloo laan dafa aloo laan wala jaari jigéen ko ndax dafa ay kii ni donc yooyu buñ ko taree ñu xam ne ñii kat mën nañ alquran ñu jël am di leen jox ñoom it ñu ciy passé wala message mooy ay ji ndax julli nga am mu ni ko waaw jagal leen ko jege fu ñu ko jege ci ñaaxaat nit ci jaamu yàlla su ma jógee léegi ci daara ji ak aada bi ma ñëw ci leneen ñu ne guddi tam sa xarit ci ñun tam sa xarit ci njëkkee ci goro ak ci ki nga xam ne si ni dafa am lu leen boolee
ay wujj yuy wujjee te mënuñoo jotante waaye xam nañ ni bés bii kat waaj nañ ko ren ba déwén te ci lañ mën a jot seen goro wala seen wujj ci liggéey ko ñi da wuti seen maaman tabbal ci li ñu bëgg yàkkal ko ab loos bu dëgër yónnee ko wallaay ndeysaan mu am yooyu yëpp ñu bàyyi loo ci xel téléspectateurs yi merci ci ñi koy def xam nga ñaari facette la am na côté positif donte li nga wax côté négatif la mais am na côté positif côté négatif boobu l'islam da koo tere l'islam da koo araamal parce que le maraboutage dafa araam dafa bokk ci bàkkaar yi gën a màgg dafa bokk ci grand péché yi donc bu fekkee nit dafay profiter ci bisu am xayit nga am sa njëkkee ni su ma ko tibbalee mën naa am dana ko lekk ma jaar ci def ci sama mbiru maraboutage kooku araam la àq la te bilaa yu mu din su ëllëgee yàlla dina la ko topp loolu am na ci kooku dafa araam kooku kenn du ci werante mais am na aspect positif mooy lan mooy di nga gis wujj yoo xam daawuñu laale waaye bien avant tam xarit gi bu desee une semaine léeg la mu commencé nga gis ab ñaareel yor battoom dem ci kër aawo yi di laaj reew tam xarit jubóo mën na cee jaare beneen jubóo gi mooy ñu nekk jamonoy bopp sa bopp mais tam xarit suñu mag ñi nekkoon ci réew mi def aada yi reer nekk benn kooku dana jur ànd ci kër yi dana jur lépp nekk benn kon loolu aspect positif la donc kon ni mu amee aspect positif noonu la amee aspect négatif. bu ma ñëwaatee tamit ci beneen côté ci ñi nga xam ne si ni ñooy waxambaane xale yu góor yi ndax tamit mënuñu jàpp ci benn fête la fête des travestis ñu baal ñu ñenn ñi nga xam ne si ni ay góor la ñu ne léng waaye di nëbboo ab góor jigéen am bés boo xam ne si ni guddi goo xam ne ci lañ koy fësal mën a am seen indépendance fësal ñoom li ñuy dund ci guddi googu merci sëñ Kader dafa am lu suñu sang ba wax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nee na ku niru lu aw nit yaak moom yéen a yem amalul liwaat muy amalul luut muy jëfu góor jigéen li ci lislaam jàngale ku ne xam na ko mooy rey moo ci yàlla donc nag loolu moo tax taxawu tamxarit ni mag ñi tege woon garde fou yi imaam yi ak sëriñ daara yi ak notable yi war nañ ci gën a taxaw rawatina aussi comme ni ngeen def nii ñu koy saluer mooy journaliste yi woo nitu diine mu jàngale ci ndax conscience yi di si waat ñoo xam ni lii am na ci facteur yoo xam ni buñ ko bloqué wul mën naa fi mu jëmee réew mi ci ay dérive sociale du baax. Vous êtes dans la deuxième partie de 12-14, deuxième partie avec un changement de plateau qui nous rejoindre ci plateau bi nag moom mooy deuxième invité bu Kader di Khalifa Ababacar Diouf premier invité bi nag daal di dem ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu thème bi di perte d'emploi alors Ndeye Khar moom aussi Mame Diarra mu ngi ci biir plateau bi moom aussi ak invité bi nga xamante ne moom lañ tàmmale woon semaine bee passée di Fatima Baro Ba nekk présidente femme alors dañuy daal di nuyu Ndeye Khar maa ngi lay nuyu. maa ngi fay ma belle. ça va tey dama kontaan. maa gën a kontaan ci yow Mame Diarra bi nga ñambaat ci affaire yi moom waaw gis nga waaw foog ma jaar ma ñambaas ko ci. ça va alors. maa ngi lay nuyu. entamé ak madame wala ñu xaar ko ci kanam. dama lay nuyu. Aïcha Pokon. Aïcha léegi ma nuyu ki nga xamante ne moom mooy invité Kader di Khalifa Ababacar Diouf maa ngi lay nuyu. bon maa ngi leen di fay. di fay sénégalais yi. di ñaanal ki fi yàlla teg. yàlla na ko yàlla may mérite. ba affaire bi bu mu réer quoi. amiin 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 parce que honnêtement papam dafa liggéey Sénégal. dëgg la loolu yàlla na ko yàlla mën doole ak kàttan. jërëjëf mu téye ko daal ba mu réussir. jërëjëf ba papam fi mu ko bàyyi. moom mu yóbbu ko foofu. dëgg la loolu yàlla mën na ko quoi. dëgg la yàlla na ko yàlla defal. jërëjëf merci beaucoup ñu nuyu Fatima Baro Ba ñu ngi lay nuyu madame Ba. maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax invitation bi. di nuyu aussi Baro ton frère moom aussi fële ca te nekkoon fële ca Sud FM maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax alors ñu daal di enchaîner ci li nga xamante ne rek moom mooy perte d'emploi ak kii di Khalifa Babacar Diouf. waaw Asi ñu gërëm bu baax a baax sunu gan bu njëkk yi nga xam si moom moo di Imam Seck ci waxtaan bu am solo boobu xam nañ ni incha allah dinañ ci dellu siwaat gën koo yaatal ci ay bés yu ñu jëm balaa ñuy àgg ci tamxarit bi ñi ngi dalal nag sunu ñaareelu gan ñu fas yéene waxtaan ak moom lu ñu fi tàmbali woon ndax ci ay bés yu ñu génn ñi ngi doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne si dina juddoo ci wàllu li nga xam ne moo di ñàkk liggéey comme tàmbali woon nañ ko am luñ ci dab
ñu ne balaa ñu koo tëj ñu dalal ko boole ko ci ndax lépp benn la. Sëñ Babacar mu mel ni am na ci jafe-jafe yoo xam ni nit ki ko dund rek moom moo ko mën a nettali. ñàkku liggéey ci jamono bi ñu toll ci jamono joo xam ne si nekkoon nga foo xam ne foogoon nga ni mënuloo am lu la ko xañ loolu lu jóge ci sa coobare bopp wala ci borom bi naka la sa bos demee ba tax yow tam nga am jafe-jafe yooyu. bon d'ailleurs xam nga man fi ma nekkoon maa ngi woon conseiller économique rek suma cas quoi loolu indiwaat social bon man mënu ma comprendre ñu nekk ne nii yow da ngay liggéey pour sa réew su fekkoon nit ki dafa nekk ci benn bërëb sax mu def loo xam ne nii dafa capable kooku ministre ñu gaax mais nit ki waroo ñëw ngay liggéey ak moom parce que dafa dem ba xëy na neexatu la parce que man Birame Fall moo ko yoroon mooy DC ñuy liggéey man ak moom parce que bon bu may imposer lu nekk ci biir liggéey bi man dama koy nangu parce que bi mu liggéey ci liggéey boobu sama doom dama jël responsabilité mu dugal ko ci ay école yu baax muy jàng pour mu mën ko fayal normalement ba Birame Fall lépp lu ma doon teg dama koy nangu parce que su ma doom du ma ko sacrifier du ma sacrifier suma yaay parce que li may liggéey dama koy bokk ak ñoom xam nga léegi dem na ba benn certain temps ay histoire de jalousie du gën a fii génn fii mu am benn haine bu ma jàppal bi ma jàppalee haine bi may nag man dama ci fier parce que conseil économique social ni mu may dégg musuma fëgg bureau nit ma ne ko may ma 10 litres gasoil wala may ma 100 francs musuma woon nit ordonnance parce que li ma fa yàlla doon wërsëgal man dama doyoon xam nga léegi nag mu nekk ay injustice yu bëri yoo xamante ni man dañ ko jël man suma kaa ñu teg ma ko li tax mu metti ma mooy d'ailleurs Birame Fall ci boppam bi may dugg conseil économique moom dafa liggéeyal boppam 3 weer fekk man xaw ma ko 3 weer yooyu mu jël ko man ci sama tur comprendre nga may liggéey ak moom Birame Fall ba ma arrêté liggéeyatuma ak moom parce que arrêté naa liggéey ak moom depuis le 21 mars avril nekk fa ba juin juillet muy continuer di def ay ordre de mission man ci sama tur. man li ma bëgg a laaj mooy est-ce que amul haine bu nekk ci yow ak wala manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie supérieure yow chauffeur nga woon. chauffeur nga woon foofu. Birame Fall boobu xëy na moom lañ la féetale woon pour que nga war moo ma fa yóbbu waaw du féetale moom la fa yóbbu naka la mën a demee tey ngeen yàqoo ba weerante di ci am ba yow nga mën a jël sa sañ-sañu di ko waxal parce que am na loo xam ne bu ko nit xasee wax ci lu ñaaw ci suñu société dañuy jàpp ni ñànki la ñànki c'est-à-dire benn soxor wala benn mer da cee am est-ce que loolu amul seen diggante non analyse boobu noonu man dama la koy nangul parce que nit ku nekk am nga say idée développement nit gisee rek dama ko koy nangul mais man déggoo man la bi ma fa nekkee mosuma fa gëbiru nit ma ne ko may ma 100 francs parce que man su ma amee 100 francs sax bu ma yeewoo du ma ñaan keneen 100 francs pour ndékki 100 francs boobu mën naa si jënd mburu rek ma lekk dem su ma yoon lan moo tax ma am 100 francs ba pare lan moo indi dàq bi ak jëlee foofu ak xiiroo bi loolu ba pare li nga indi mooy comme ni ma la ko waxee rek quoi parce que xam nga Olof Njaay dafa ne koo xeeb mu yab la Birame Fall dañu nekk man ak moom des fois da doon xëy sax ne ma oto bi yaa koy raxas ni ngeen ma gisee ni heure bu ma daan xëy damay correct bu mu ñëwee mu ne ma yaa raxas oto bi ma ñëw ma raxas oto bi ma dem ba ci cité bi mu dëkk ma gis fa benn booy bu raxas man ci liñ may fay ma génnee ne booy bi dee ma raxasal oto bi ma lay fay mu ne man loolu waruma ko imposer booy bi pour booy bi fay non xam nga après daal yooyu lañ commencé am problème parce que léegi dafa dem ba jàpp benn instant ne man su may nekk ak moom dama koy diir mbagg moom noonu la ko gisee quoi et puis tam bon d'une façon si benn côté man dama jàpp ne complexe la parce que bu ñuy ànd man ak moom dañuy defe ne man dama ko yóbbaale parce que xëy na sax yàlla moo koy def ci nit heure bu ñu nekkee ci oto bi man ak moom dañuy defe ne sax xëy na man maa moom oto bi léegi yooyu noonu yëpp dafa dem ba benn instant daf ko déranger xam nga. est-ce que nekkul tamit da ngaa yemuloon ci sa cadre liggéey en tant que chauffeur bu yor kilifa war ko mën a jox cër ak gëdd bi moom nga di ko doyee parce que bu ñu lay dégg dafa mel ni que ni loolu dafa nekk ci yow tamit. non Kader déggoo ma de xam nga kilifa man Sénégal parfois damay am problème mu ñu ne kilifa nee naa la waa ji avant man ma koy xam liggéey na conseil économique 3 weer sàcc fa xaalis man ci sama tur exemple kooku mën nga ñëw après yow nga def ko kilifa. non mais c'est trop dire quand même parce que. ci koo xam moo la yóbbu ci bërëb ngay liggéey lan nga bëgg instant bi nii. bon li ma bëgg mooy xam nga su mooy dossier. dama ko jëloon ma jox ko benn avocat bu ñu naan Maître Ibrahima Mbengue. Ibrahima Mbengue jël su may kayit liggéey ko comme nu mu arrangé waa conseil économique. depuis 2015 ba léegi maa ngi ciy toppati daw ba tey aw ma man lu ma ci neex. ni mu arrangé waa conseil économique mooy lan CDI nga woon prestataire nga woon wala lan nga woon foofu. non ku am bulletin de salaire kay. mënuñu wax ne prestataire nga waaw. d'accord Kader bàyyi ko mu wax li mu bëgg. comme ça ñu mën a jàll. waaw ku am dem ba am bulletin de salaire.
nekkatoo prestataire. D'accord. man am naa bulletin de salaire. d'ailleurs foofu tam même Aminata Tall mi nga xam ne ni moom mooy responsable conseil économique. moom chaque weer mu ngi doon sàcc su may 150 000. parce que man su ma bulletin de salaire. 350 000 laa waroon jot par weer. D'accord. léegi pour ñoom ñu mën a sàcc su may 150 000. dañ ma defal prestataire de service. ok léegi chaque weer ñu may jox 200 000. moom Aminata Tall muy sàcc suma 150 000. d'accord. comprendre nga. te Aminata Tall fii la yeewu benn suba. Mamadou Massaly am benn wax bu mu wax mu metti ka mu jël ko yóbbu ko police ñu tëj ko. waaw comprendre nga. waaw léegi moom naka la mënee ñëw mu osé mu def loolu. après man muy jël sumay 150 000 di ko sàcc. waaw d'accord léegi on va passer. non xam nga boo gisee xam nga parce que xam nga tam nit ku nekk da ngay assumer. parce que nit ku nekk tam da nga koy comprendre dimension. xam nga parce que boobu ba léegi maa ngi def lu nekk ñoom gën ku ci nekk ku ma ci war a mën a waxal wax naa yow mais dafa mel ni comme ñoom dañuy sous-estimer doomu aadama. d'accord li tax ma gën a ñëw sax Kader xam nga lan la fois passée dañ ma booleeg benn autorité kuy takk der ma dem ba bureau mu xool su may kayit mu ne ma li nga indi nii yëpp li ma wax nii yëpp dëgg la mais bu doon keneen man am naa sañ-sañu dem jàpp ka mais kii su ma ko laalee man mën nañ ma daax. te mu ne ma gis nga comme yow ni ñu la daaxee nii. nga am problème mu peut-être sa doom sa yaay nii mu ne ma man tey jii boo xoolee système école Sénégal bi. déjà baaxul man liggéey bi may liggéey nii dama mujjee obligé. di fayal samay doom ñuy jàng. d'accord tey jii mu ne ma tey ma topp yow sa kaa. man ñu daax ma sama jabar mën na dem. dëgg la samay doom ñu daaxaleen. en tout cas ñu ngi lay souhaiter à ce que seen problème bi mu daal di régler ba li nga bëgg ci loolu noonu. bu dee yaa am dëgg mu daal di am merci beaucoup Kader merci aussi Khalifa Babacar Diouf. li ñuy def rek mooy daal di enchaîner ci suñu rubrique entrepreneuriat ak Fatima Baro ma bàyyi la Ndeye Khar. merci Assi alors madame Fatima Baro Ba tey yow la ñu invité waat fii ci plateau bi muy suñu suite émission bi ñu doon def keroog yaakaar naa keroog ñi ngi yemoon ci dossier DER bi. parce que waxtaanoon nañ ci yow say activités yi ngay mëne ci sa mouvement parce que bu ñu fàttalikoo moom mooy présidente femme action émergence moom mooy def aussi édition 24 heures PSE pour promouvoir les réalisations du président de la République. alors yow dossier DER bi ñu yemoon keroog dama bëggoon tey nga dugg ci bu baax nag nga expliquer ñu parce que population bi ñu ci gën a bëri dañuy laajte di poser wu question lan mooy DER ak lan moo ko tax a jóg est-ce que nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp et est-ce que aussi affaire bu concret la est-ce que ay naxaate la wala déet loolu laa bëggoon nga tontu ma. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi. ñëw naa fi keroog ngeen demandé à ce que ma jaaraat fi tey ci liñ ci waxoon ci suñu édition yi 24 heures PSE wax nañ ci lu bëri ci CMU wax nañ ci PSE mais gis naa ne dossier DER bi daal dafa nekk dossier boo xam ne dafa intéressé askan wi nit ñi bëgg nañ ci xam lu bëree bëri di leen wax ne ñun suñu mouvement sensibilisation la ñuy def ak vulgarisation. ci loolu lépp lu fi programme président Macky Sall teg lu ñuy def ba askan bi xam ko mun ci jëriñoo ci loolu la ñuy yëngu suba ak ngoon. di leen wax ne DER bi ñun bi ñuy commencé suñu édition DER bi commencé wuñu woon ak DER bi parce que DER président Macky Sall mu ngi ko créé juste après ñun commencé nañ di sensibiliser nit ñi ci question yu bëri. mais DER bi mu ñëwee dañ gis intérêt bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci. ñu ne pourquoi pas ñu intégrer DER bi comme population bi ñoom soxla nañ information ci lu jëm ci financement. parce que président mu ngi ko tuddee délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes le mot rapide nag bu ngeen ko gisee ci biir mooy dafa nekk loo xam ne population bi soxla nañ ko mu gis ne population bi kat soxla nañ ñu yëpp ngi am ay projet tey ñii ngi ci liggéey ñii amuñu liggéey ñii ngi am ay projet yoo xam ne ñu ngi ko bind sénégalais koo fëgg nee na la sama projet mi ngi nii président Macky Sall nag bi mu demee ba xool ne lii daal population bi doon na loo xam ne dañ koy soxla mu teg fi délégation bi jël 30 milliards féetale leen ko ne leen amul ku bokk ci man ak ku bokkul ci man képp kuy sénégalais ku am projet indil leen financé leen ko bu ngeen xool defee étude bi ngeen xool ne projet bi c'est un projet porteur ngeen financé nit ki. am na nag à part projet individuel yi dafa am loo xam ne dañ ko tuddee autonomisation mooy groupement de femmes yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nekk ay groupement de femmes yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci seeni liggéey képp ku ci am projet na doon ay groupe de 10 yoo xam ne groupement yi ñoo koy formé. ngeen def seen liste ngeen yóbbu ko délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ngeen déposé ko foofu su ngeen ko fa déposé li ñu naan automatisation c'est automatique groupement de 10 yi lañ koy jox dinañ woo seen présidente yi ñu jox leen xaalis bi ñoom bu ko defee ñu dem mun a gën a dooleel seen liggéey ci cadre boobu la DER jóg di mun a accompagner femmes yi ak les jeunes parce que gis nañ Sénégal jeunes yi bëri na li ñuy ñaxtu ne amuñu liggéey
ah président Macky Sall ne pourquoi pas ñu def fi loo xam ne nii jeune bu ci am projet porteur boo ñëwee ñu accompagner la financer la te du doon loo xam ne financement kese la mais day am suivi am accompagnement. waaw léegi da nga am benn question. alors ñu ngi leen di reprocher aussi ci wàllu DER bi que ñi ngeen def choix ci bénéficiaires yi c'est un peu politique par rapport ak financement bi. parce que loolu comme li ma wax rek comme ñun mouvement la boo xam ne dañuy def promotion ñun de ñu ngi ciy yëngu boobu ba tey mais groupement de femmes ak foo mënta nekk ak foo mënta bokk man de loolu man groupement yi nga xam ne ñu ngi leen di accompagner ñu dem di déposer man gisuma ci appartenance. ñoom sax seen bopp maa ngi dégg ñu naan boo ñëwee tey am benn appartenance wala en tête parti politique wala dara dañ lay rejeter sa dossier parce que ñoom ci transparence la ñuy dox képp kuy femme koo xam ne liggéey moo la tax a jug ak foo mënta nekk boo leen woowee nga ñëw dem déposer dañuy jël sa dossier tey jii tey suñu pare woon nii plateau bi nga ne ma ay femmes ñu ngi fële ginnaaw xombol damay jug jël samay oto dem fa sensibiliser leen wan leen canevas yi ñu ñëw déposer si déposé boobu ñu déposé dinañ bu financement yi bu génnee dinañ leen ci financer accompagner leen kon appartenance amu si ku ci bokk ak ku ci bokkul yépp boo indee sa dossier dañ lay financer bu soobee yàlla. li tax ñuy wax naan appartenance yi am na ci mooy dañu gis ne ñu ci bëree bëri ci responsable politique yi la ñuy jaaree pour mën a bokk waaye bu ñu demee déposer seen dossier ba noppi dañuy ñëw jox ko responsable politique bi wax ko ni ko kat ñun dugal nañu suñu dossier mi ngi ne parce que am na ay gox yoo xam ne si ne ni mën nañ koo lim bëri na tey ji boo demee Mbaaw ñu ci bëree bëri am na siège yu fa nekk yoo xam ne ay siège APR la responsable ya fa nekk ñoom ñoo woo nit ñi ne leen kaa leen ngeen defar seen dossier dugal ko waaye ñun ñu appuyer leen kon peut-être que xëy na foofu la ñuy waxee naan ci këyit bi amu ci waaye ña koy appuyer ay responsable politique ñoo nekk ci ginnaaw dëgg la man madame Fatima Ba bu loolu passé man dama bëggoon xam est-ce que yow actuellement nii yéen a ngi gis seen bopp ci financement bi est-ce que yow say femmes mouvement jot nañu bénéficier wu ci 30 milliards yi nga xam ne moom le président de la République teg ci table bi pour financer projet yooyu. waaw di gën a expliquer rek di wax Femme Action pour l'émergence c'est un mouvement national ñun amuñu femme bu bokk ci ñun képp kuy jigéen koo xam ne am nga projet bu nga financement dañuy dem ci yow def la plaidoyer defal la promotion ba nga am une idée de ce que c'est que la DER ñu fexe nga bénéficier wu am ci dossier ñëw déposer démb rek ñu ngi ma woo Touba benn gox boo xam ne mi ngi ci ginnaaw Touba ki fa dem dafa dem noonu par hasard di parrainer bi mu demee mu woo ma mu ne ma fii xamuñu lan mooy DER musuñu ko dégg ma ne ko ñoom wax leen ne ñun dinañ ñëw def déplacement ñëw wax leen luy DER indil leen canevas yi ñu inscrire aussi ñu fexe ñoom nu ñu déposer gaa am na ay responsable politique yoo xam ne seen gox dinañ fexe accompagner seeni femmes ñu dem déposer mais DER mun naa leen wax ne transparence ñoom moom la ñuy prôné képp kuy femme képp kuy responsable politique mun nga dem déposer fa man bi ma commencé sensibilisation yi ba tey dem naa ci femmes yu bëri yoo xam ne déposer nañ ñu ngi toog di xaar amul nag di jël sa téléphone di woote naan samay femmes fu ñu toll amul loolu ñoom ñëpp la ñuy liggéeyal ñëpp la ñuy jël en charge amul appartenance ci lu ñu gis. est-ce que actuellement nii yéen a ngi jël dossier yi ba léegi yéen am ngeen appartenance yow ndax yow yaa ngi ci waa ci côté nguur bi. waaw xam nga ñun moom géré wuñ ko ñun pour te dire que DER buñ ko géré woon géré sensibilisation yi donc da ngeen di dem di sensibiliser rek mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaune marron beige. non 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 moom nee na kenn yónniwu ko. kenn yónniwu ko initiative boppam. waaw mouvement Femme Action pour l'émergence nekkul mouvement boo xam ne day dem ci mbootaay bi wala ci mbootaay bi ñun suñ nee dañuy def 24 heures PSE ci benn gox ñëpp la ñuy invité bi Mbuur bi ñu ko fa defee am na femme yoo xam ne maa ngi leen di nuyu au passage bi ñuy ñëw bokkuñu fenn te ñoo feesaloon salle bi ñu paree ba expliquer leen li DER di doxee li CMU di doxee ak réalisation président Macky Sall dañ ne ñoom kat ñun ñu ngi si woon si liggéey DER bi bu ñëwee ñun dinañ ci déposer mais li ñu soxla mooy suivi ak accompagnement bokkuñu fenn nag mais li ngeen ñu wax doy nañu parce que ñun demuñu di demee marron beige ñun président Macky Sall lépp lu mu fi teg population moo ko moom du marron beige ko moom du parti politique moo ko moom population bi la ko fi tegal ñun ñu nekk mouvement boo xam ne population bi la ñuy bëgg di dox ci seen yitte guddi ak bëccëg kon population boobu ak femmes yi ñu ma wax démb xaw ma fuñ bokk. waaw léegi xaalis te pare naa pour jug dem wax ak ñoom sensibiliser leen ñu ñëw ci DER bi d'accord daal sensibilisation waa léegi xaalis bi am couleur. xaalis bi animu est-ce que xaalis bi actuellement non xaalis bi moom moo te moom couleur bi muy wax sax moo ci gën a jekk tey dafa mel ni moom fa la bokk. yoruma marron du marron te lii du beige. population bi ñoom ñooy laaj xaalis bi anamu fan la toll ndax génn na wala déet. waaw seen question boobu foog naa président Macky Sall def na fi lancement DER Diamniadio am na ñu ci jukki ñoo xam ne jël nañ benn 10 milliards jox leen ñoo xam ne dañoo toog jot SMS comme yow ak kii ak kële ñu ñëw
ñu 10 milliards yooyu ñu financé leen ko fi ñu toog fa lañ jot seen SMS fa lañ 10 milliards yi fa lañ leen ko joxee am na ay femmes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci géej gi am na ay jeunes yoo xam ne affaire artisanale lañ ciy def jël nañ ci mais 20 milliards yi ci des ci femmes yi la jëm ci autonomisation la jëm ak projet individuel yi nga xam ne nit ñi am nañ ko loolu moo ko tax a jóg. D'accord. En tout cas merci. waaw parce que ñoom instant bi ñu ngi toll ci récupérer dossiers yi maa ngi dégg sax ñu ne arrêté nañ dañu bëgg a jukki ci xaalis boobu am ñu jox soog a commencé jëlaat ay dossiers. moo tax ñi nga xam ne déposé guñu ñu wax leen ne ñoom tam nañ préparé seen dossier bu ñu jukkee ci xaalis bi dinañ ubbiwaat dossiers yi nit ñi jëlaat pour ñu mun leen a financer. D'accord. ñoom ci cadre boobu lañ toll. merci beaucoup merci Ndeye Khar merci aussi merci Khalifa bu baax a baax li ñu def nag moom mooy daal di dem seetaan yi benn vidéo dellu siwaat ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy suñu artiste mais aussi suñu yeneen ni rubrique ñoom seetaan vidéo dellu siwaat. Sama life never so nice. Good life. Sama life never so nice. Kat ye kër yu kawe jombul la brother. Sa wërsëg diñ ci mos fekk na jot na. Am soxla lamb sa poos amoon tocoono. Sa wërsëg mënta naaw ci half minute now. Fii lépp mën a ne xoolal ci ñi nga tane brother. Fi weccit gën a bare lañu bëgg a amee soxna. Fi def di dindi waay doon ay kilifaay. Dundal sa happiness am nga sa paradise. Good life, yeah. Am nga sa weccit ci kër dundu am so happy. Good life, yeah. Loo am mu bëri mu néew dund si good time. Good life, yeah. Am nga sa weccit ci kër dundu am so happy. Good life, Real life dafa rock music all day jóge sil kaw cause where shit hey bang boogie dance welcome to the dub town kit alterne la fii mooy bëri pexe am jàmm suñu life doon dam def sam di wax su lu ñu xam social living moo ñu def big brand suñu life am feeling no stress wow wala boog naka waa what's up little bit fii mooy street or die beat with the night les apache by far merci beaucoup merci ci ñi nga xamante ne ñooy seetaan 12 14 yëpp merci Sawdatu Thiam jot naa sa message merci Ndiéré Ndiaye moom mi nga xamante ne moom moo def lii merci aussi Ndeye Mati Gissé ñu ngi may wax ne ñu ngi seetaan 12 14 lu am solo waaye li ma dégg fii léegi dafa daal di neex lool et puis force bi nga xamante ne ñoom la ñu àndal et pourtant ñu ci bëri seen loxo la ñuy daal di tëggee ñoom nag ñoom ñoo ànd ak ki nga xamante ne moom mooy suñu artiste invité di Moussa Sène groupe bi nag daal di tudd Walisiko c'est ça ñu nuyu la wala mu nuyu Ndate ba pare Ndate naka nga def. ça va Assietou di la nuyu di nuyu suñu invité yi yëpp. di nuyu Ndeye Khar di nuyu Kader aussi. di profito di nuyu aussi borom Caprice coiffure. Caprice beauté di Fatima ci bopp bi ak make-up bi. merci beaucoup d'accord merci beaucoup alors Moussa. waaw ma nuyu la. waaw soxna si ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. may nuyu ñi nga xam ne ñu ngi si plateau bi. di nuyu sama waa dëkk mooy Foundiougne nga xam ne fa la dëkk. di nuyu waa HLM. parce que chaque jour nee naa man tama ñaari boor laa quoi maa ngi HLM maa ngi Foundiougne. waaw et puis tamit di nuyu sama classe yi nga xamante ne waa 93 yëpp tey nga xam ne tey suñu bés la. le 13 bii tey
ndeysaan Bango la ma fekkoon le 13 septembre gii ñu am si ay moor yu bëri tey boo xoolee tey sama yaram dafa daw trop tey le 13 bi et puis mu tombé encore jeudi waaw yàlla ji tàngal foofu ba mu tàng jër ko rek ñu am fa ay moor yu bëri tey sama gars yi ku nekk tey yaa ngi sa coin ñu ngi wàcce kaamil man nag ku nekk la nga fa nga xam fa nga mënee fa ngay dem quoi pour rendre hommage sama classe yooyu maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu suñu yaay suñu papa yi di nuyu sama gars yi ma àndal di waaw Wally Siko nga xam ne groupe bi Wally Seck laa ko tuddee moo tax Wally Siko. D'accord alors micro bi bu koy fàtte ndaxte mooy tax waa Bango bi nga xamante ñoom ngay rendre hommage yu déglu bu baax a baax mais man di ma la bëgg laaj rek moom mooy naka nga leen nar a rendre hommage à travers li nga xamante ne moom ngay def. waa xam nga boo rendre nit hommage moom. da ngay xool li nga daan def foofu Bango. foofu laa yéene rendre leen si hommage quoi. parce que heure bii inter 12 14 moo daan am foofu. suñuy jamono inter 12 14 comme ni ngeen gisee seen 12 14 bi. waaw mooy midi ba 14 heures si naaj bi tàng bi rek lañ daan fekk. ñuy rouler di ramp di def lépp daal lépp affaire góor quoi di maaj di défilé surtout amoon na benn woy boo xam ne man daf may marqué. mooy ban. waaw woy boobu. enana be sumbe oh nana be sumbe iyo nana iyo se yao iyo nana iyo se yao iyo nana iyo se yao enana be sumbe oh nana be sumbe Nana besumbe, oh la nana besumbe, iyo nana, iyo se yao, nana besumbe, oh la nana besumbe. Iyo nana, iyo se yao, iyo se yao, iyo nana, iyo se yao, iyo nana, iyo se. parce que wéy bi buñ ko daan wéy dañu daan wàcce kab yi ba nii quoi. caporal duñ bëgg kenn def nii. duñ bëgg kenn sëgg nii rek ngay def bon di màcc di dem moo tax wéy bi daf may marqué. ko daan défilé si biir camp ba. midi ba 14 en tout cas daal bon affaire yëfi góor la nag quoi. mais métti woon na trop si ñun. ba nga xamante ne léegi chaque 13 septembre. dañ koy féete quoi. D'accord alors pour rafraîchir un peu mémoire ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan te xamuñu li ngay wax par rapport ak Bango bi ak ñi nga xam ne ñoom nga rendre hommage est-ce que mën nga expliquer la nga xam ne moom moo fa xewoon le 13 septembre. waaw mais expliquer ko moom dina ma xaw a triste tuuti quoi. waaw parce que dafa xewoon daal man leen daal laa mën a wax mooy que métti woon na daal. métti woon na si ñun parce que di jékki-jékki gis say classe. ñu daanu mu lenn la kii dem na. nga jékki-jékki a xoolaat keneen bon mi ngi doon daal doo mën a. lan moo ko waaw mais entraînement bi la wala. waaw ku ne non waaw parce que ku ne xam na ni foofu affaire góor la quoi affaire góor la bon affaire yi météo na daal dërëj bi daal moom. ci benn jour waaw ci benn jour maanaam 12h ba 14h ko rek météo na trop quoi. léegi looloo tax. doo mën a dugg ba ci biir xam nga. waaw mais par devoir de réserve. waaw moo tax doo mën a dugg ba ci biir mais ñaata ñoo fa ñàkkoon seen bakkan. waaw mais amoon nañ fa 9 ans ak ñoo xamante ne dañ fa mujjee ñàkk sax seen bopp. am ñoo xam dañ feeb waaw mu ngi noonu daal affaire góorloo quoi ñun yàlla sax moo nañu fa téye ñun tamit. mais xam nga. luñ mën a ñàkk bañ a wax la quoi parce que. 90 ba léegi 28 ans la xam nga. mais ñu ngi leen di fàttaliku. bu baax
même ñoo xamante ne sax suñuy classe lañ yoo xamante ne ñi Casamance lañ daanoo ñi comme ku mel ni Ibrahima Tall nga xam ne maa ngi koy jaalewaat waa këram nga xam ne da doon julli rek daanu yàggul dafagul sax 6 mois wala noonu léegi moom fu mu la fekk rek moom du la fa ba quoi mais affaire góor la woon daal parce que ñoo ko si ñëwoon tamit ñoo dem waaw mais lu tere tamit dañ koy fàttaliku sama gars yi waaw. alors li ñuy def nag moom mooy daal di dem ci ndate ci rubrique bien-être daal di dellu si waat ci yow pour un tout petit peu mu daal di souffler par rapport ak émotion bi nga xamante ne moom moo koy dikkee chaque le 13 septembre surtout bu fekkente ne day wax ci li nga xamante ne moom moo xewoon foofee ca Bango te comme ni mu ko waxee rek lu toll ci 9 ci ay ñi mu doon àndal ñi mu nekk ndooloon foofu daal ci ñàkk seen bakken donc chaque le 13 septembre mu daal di koy fàttaliku bu baax a baax alors ñu ngi leen di rendre hommage aussi à notre façon dañuy dem xooli ndate dans bien-être tey ci maïs lay wax avant ñuy dellu si waat. si évidemment comme ni nga ko waxee léegi. bon li mu wax triste na trop ñun ñëpp ñu ci kii mais di leen masaw rek yoo xam ne àdduna moom noonu la lu nekk ci moom nit rek lay daal. alors tey ñu ñëw ci mboq ak maïs. maïs nag daté plus de 8000 ans ñu koy gis ñu koy bay ñu koy lekk mais ñi ngi koy utiliser mais xamuñu li ñuy utiliser ñi ngi koy lekk mais xamuñu aussi. alors li ñuy def moom mooy xaar ñu daal lay libérer parce que y a Marceline mu ngi ci plateau bi ñu libérer ko le temps que nga continuer wax Marceline rejoindre ñu ci plateau bi allez vas-y. ok assez ni ma ko waxee léegi mboq nekk na lu yàgg loo xam ne ñi ngi koy yàgg di utiliser peut-être depuis mi ngi daté plus de 8000 ans ñi ngi koy utiliser ñi ngi koy lekk mais peut-être xamuñu njariñ lim ñuy indi ci suñu biir yaram bëri na ferñeent yu ci nekk bëri na apport yi ñuy jox apport nutritionnel ak yëpp mboq mi ngi ñu koy jox suñu biir yaram peut-être que xamuñu ko mais tey dinaa ci wax quelques yoo xam ne dinañ ko mën a am dinañ ko capter comme ça ñu gën a mën di utiliser mboq saa su ne alors bu ñu waxee mboq am na vitamine A am na vitamine E ku ne boo xam vitamine A li muy def suñu yaram vitamine E aussi baax ci suñu deru yaram baax ci suñuy baax ci suñu vision parce que vitamine A ku ko xam-xam bët lay jëriñ bu baax ñi nga xam ne dañuy faral du ñu màggetaalee bët wala seen bët du leer bu baax nañuy faral di lekk mboq parce que daf ciy baax bu baax bëri na vitamine A mais bëri na vitamine B aussi B surtout pour les femmes enceintes yi nga xam ne dañuy soxla vitamine B bu bari ci seen yaram ñoom war nañ faral di jël mboq surtout bu ñuy soog a développer nañuy utiliser mboq bëri na phosphore bëri na fer phosphore moom ku ko xam ne pour yax la pour articulation yi la surtout sportif yi ñoom dinañ faral di soxla mboq lu bëri fer aussi même chose parce que dafa baax ci suñu yaram baax ci suñu circulation sanguine baax ci suñu deret parce que dañuy soxla fer lu bëri mboq aussi ñu koy gis ci plusieurs formes mën nañ ko lekk ñi comme ñu ngi koy wax fruit comme légume parce que day dem ci fépp mën na nekk comme sous forme de dessert mën na nekk sous forme de plat mën nañ ko lekk comme am na maïs doux bi parce que à vapeur la am na mboq yoo xam ne da nga koy lakk comme mboq bi da nga koy lakk te mboq mi nag balaa mu lay gën a mën a jëriñ vitamines yi balaa mu lay gën a mën a jëriñ nag ci tàng-tàng nga koy lekk bul xaar mu sedd comme boo ko defee toggee à vapeur aussi comme bi da nga koy lekk ci bi muy tàng noonu wala aussi nga lakk ko mais nga lekk ko ci bi muy tàng parce que vitamines yi mu am tàngaay bi la lay jëriñ am na aussi mboq bi bu enfin bii laa leen waroon njëkk a woon parce que nii lay mel au début te comme ñi ngi ci période mboq commencé na génn nañ ci profité lu mu mën lii ñi koy wax les cheveux du maïs wala les barbes de maïs mais aussi lii nii dañ koy faral ñun di ko sànni moo nekk nii alors par contre que lii grain de maïs bi di jëriñee ci nit ki noonu la barbe bi di jëriñee ci nit ki cheveux bi parce que cheveux bi day non seulement ñi am diabète da koy réduire ñi am tension da koy réduire ñi am mauvais cholestérol aussi maïs bi kii bi cheveux de maïs bi da koy réduire juste que da ngay jël 30 grammes ci lii nga bàyyi ndox bi ba mu bax nga def ko ci bu wàññi ko bàyyi ko 2 minutes nga soog ko infuser nga bàyyi ko nga jël ci 3 à 4 tasses yoo xam ne di nga ko mën a naan mais 4 fois par jour 4 fois ci jour bi 4 tasses ngay naan par jour yoo xam ne bu fekkente ne diabète la dina ko wàññi bu fekkente ne cholestérol la mais cholestérol à chaque fois moo koy wax dafa am bu baax bi am bu bon bi bu fekkente ne am nga ko moom bii da koy dindi ba mu set wecc ci sa yaram baax na aussi ci diabétique yi type 2 yi surtout ñu koy faral di naan mais loo gis aussi am na inconvénient donc ñëpp ñoo ko mën a utiliser ñi nga xam ne dañuy souffrir insuffisance rénale buñ ko faral di jël wala balaa nga koy jël aussi nga laaj ko sa médecin conseil bu ma leen di jox la balaa ngeen koy utiliser mais toutefois mboq mi am na aussi popcorn man ci mboq lañ koy defaree à chaque fois ñëpp a koy lekk xale mag ndaw ñëpp a ko bëgg alors
vitamine boo soxla parce que mboq moo gën a riche ceeb asi moo gën a riche dugub moo gën a riche grain yi ñuy faral di utiliser yëpp mboq moo leen gën a riche céréales yi ñuy soxla yëpp mboq moo leen gën a riche ci bépp nag ci vitamine B mboq moo ko ëppale ci vitamine boo soxla mboq moo ci ëpp xamuñu mboq nag parce que xamuñu ni ñu koy utiliser mais am na farine aussi boo xam ne ñi ngi koy utiliser base de maïs boo xam ne surtout tam xarit baa ngi ñëw ñiy defar cere dinañ ko xam non seulement da lay jox couleur bu rafet mais vitamine yi ngi ciy am moo gën a baax am na aussi ñoo xam ne da nga koy baxal noonu mboq bi nii ngay jël rek baxal ko noonu wala nga tay ko à vapeur di ko lekk noonu dafa baax mais na nga koy lekk surtout à chaud moom lañ ci gën a soxla d'accord muy lu leer nañ par rapport ak bienfait wu maïs maïs bi mu andi comme ni mu ko waxee rek même ci mën a doon rek lépp lu ci maïs cheveux beeg grains yi yëpp dafa daal di am solo te baax ci suñu santé dinañ ko utiliser et puis conseil bi mu joxee nañ koy def à chaud mu nekk lu am solo Marceline mu ngi ci plateau bi ñu nuyu ko la belle noo def yàlla noir sa deben julli ci yonente bu sedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sama sang boobu Baye Mamour Insa Diop depuis Ouest Foire di la nuyu yow Ndaté ak Kader bi nga xamante ne gëj nañ fekkante sur le plateau di nuyu say invité ak amis téléspectateurs yi d'accord alors suñu artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu rejoindre déglu nga un tout petit peu histoire bi nga xamante ne moom moo leen concerné lan nga am envie wax leen aujourd'hui déjà moi je me dis que dañu naan gën a métti la amul gën a bees lee fi am mais métti la am na tamit asiyatu ndax après tant d'années tellement d'eau a coulé sous les ponts métit boobu à chaque fois que ñoom ñu lay raconter histoire bi yow mii ñi koy raconter rek déjà da lay affecté da lay touché encore plus ñoom ñi nga xamante ne fekkee nañ ko te amoon nañu seen i mbokk ak seen i àndandoo ak seen i xëy na xarit yi nga xamante ne ñoom la ñu nekkoondoo woon foofu naqar boobu dal leen tiis boobu dal leen xanaa di leen bañ a fàtte ci ñaan te di continuer rek di vivre la vie parce que àddina noonu la naqar ak bànneex dund ak dee donc loolu lañ fi am nañu sant yàlla rek alors ñu bàyyi la nga daal di du beneen rek ci hommage yi nga xamante ne moom ngay rendre suñu mbokk yi ok Allez les ramper ça finira ayo les commandos ça va ayo les commandos Allez les ramper ça finira ayo les commandos ayo les commandos ça va ayo les Allez les ramper ça finira ayo ayo les commandos ça va La distra appelle la famille, la distra appelle la famille. Ma contente, allez, ma contente, ma gori. Appelle la famille, la distra. Yo, voilà, ma contente, allez. Ma distra appelle la famille, la distra appelle la famille. Ma contente alebe ma contente wa gore oh la discola yo wala Seriglo apela kame Seriglo apela kame aya ma contente alebe bilido wa gore Abusi apela kame Abusi apela kame aya Makota se kasbisi Wasan wagore Aiyo wala Perezide apela kame Perezide apela kame aya Makota se alebe Makota wagore Oh wadisa apela kame Yo wala Asibile apela kame Oh asibile apela kame aya Makota se alebe Makota wagore Yo wala
waaw oh mais force bi bëggoon naa leen laaj fan lañ ko jëlee parce que dama benn instant dama am impression que ne fii ci boppam sax dafa am micro parce que tellement dafa am force ah c'est comme si dañ ko amplifier en fait. non dëgg waaw dëgg la parce que boo xoolee booy yi ñoom ba ñuy xale ba léegi ñu ngi si. bon li ma leen màggee bëri na trop nag quoi. trop li ma leen màggee moom bëri na mais ay booy yu am jom lañ. parce que booba bi ñu nekkee booy ba léegi ñoom ñu ngi ci di dëgg rek quoi xam nga force bi daf fii ne. waaw dañ dem ba miin xam nga jéembe balaa muy neex balaa nga koy mën a dëgg nga xam poñ bi quoi xam fi ngay teg lim bi kalaag bi ak baas bi. en tout cas boo ko xamee rek jeex na. waaw. du ñàkk sax man bi il faut que ma am lu ma def pour may ko suma gars yi xam naa ñu ngi taxaw di ma seetaan. ay ca bokk nga may leen ñu daal di tëjee loolu sax di wax rek ne ñoom lañ fi ànd seen groupe bi nag Wally Siko nee na Wally Seck moom la tuddee groupe bi mu nekk lu am solo moom waaye lii ñu ngi koy daal di jaajëfal aujourd'hui dafay rendre hommage yi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di ñàkkoon seen bakkan fële ca Bango ci 13 septembre bi nga xamante ne moom la tey jii nii di anniversaire bi à sa façon mu leen di rendre hommage yi ñu bàyyi la nga daal di wane. léegi balaa ñuy tëj xam naa léegi ñu tëj. foog ma gërëm suñu président Dieng. Dieng nga xam ne mooy président waa 93 yëpp. ñu si di gërëm waa bureau ba yëpp ñoom Abou Si ñoom Billy. ñoom Seydou Ngom. ku lim daal da ngay juum. Casimir Si ñoom Serigne Lo mi nga xam ne tey moo woote këram. gars yi dafa wàcce kaamil yeeg yëpp. ñuy gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu formé. macha allah. di si jiital Abdou Seli Ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana colonel Abdou Seli Ñaan nga xam ne desaan fo ñu ku ñu faawoon a ngi noonu quoi ñun dañoo bëggan colonel boobu parce que bu taxawoon bu yuuxoo barki Serigne Touba ba ma di nga fi ngay taxaw di ko Colobane ndax caaj jërëjëf waaw mu bëggoon naa génne ay photo mais xam naa ne beneen yoon inchallah di gërëm colonel Babou Faye nga xam ne man moo ma formé dëgg la général Moussa Fall nga xam ne tey général la ay ñoom colonel Ndiaye bëri nañ daal nga xam ne ñooñu ñëpp ñoo ñu formé tey di gërëm ñëpp may gërëm mbër la waaw non émission jàmbaar yi di dafa toog inchallah xam nga nag da nga dugg foo xam ne waroo fa dugg dëgg la man dama bëgg làmb Yékini mooy suma mbër moom rek laa d'accord gëm alors après di nga dugg ak moom en attendant ngay daal di démarrer may remercier bu baax sama mag ju baax ji nga xamante ne moom moo jaar fii di Njere Ndiaye moom ak Zal maa ngi leen di remercier bu baax a baax depuis Rufisque ñu daal lay bàyyi nga daal di terminer. waaw loolu waa moom sa réew ko moom ñoom ñëpp ñu ngi leen koy may waa Bango yëpp ak waa 93 ñoom ñëpp ñu ngi leen koy may